Bamba 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 jar nga mare Bamba 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 jar nga mare dem nga Gabon ñu ni yow la Bamba jar nga mare wir wir yaa fa daan Bamba jar nga mare fii ci réew mi yaa fi daan Bamba doy nga maade fii ci réew mi yaa fi daan Bamba doy nga ñu fii ci réew mi yaa fi daan Bamba doy nga ñu illa yaqadallahu ma lam yakuni Bamba wala yakunu abadan Bamba jiitu na desu la gëm di gëm keneen desu la xam di xam keneen sa waay du xàcc jëm feneen sa diine na xarnu bee bila Matang Bamba ak waxi Bamba ak jëfi Bamba ak gayi Bamba Bamba du masu foore du masu buur ak i kàngam eski Bamba Matang Bamba ak waxi Bamba ak jëfi Bamba ak gayi Bamba Bamba du masu foore du masu buur ak i kàngam eski Bamba xottil sa mbubu jox moo du baagul moo yokk daabu say li rey de xam naa sëriñ bi maa ngi sama tusaani tibal ma barke defal ma yéege Mbàkke Mbàkke du war mbaame balaaja bu war naa loolu Bamba ko liggéeyoon te wir wir billaahi Bamba jëriñ nga na mbalit mi fii dafay moom Bambay Karim moom fi ma ne ak ragal te Yàlla taxul saa waaji Bamba ngi am na mbalit mi fii dafay moom Bambay Karim moom fi ma ne ak ragal te Yàlla taxul saa waaji Bamba ngi am na Ndeysaan waaw waaw très bien c'est toujours magnifique mouvance Magal Touba 2018 sur les antennes de la DTV tey nag ñu nekk ci 16e jour weerum safar ba tax na ñu ngi continuer di ko célébrer un peu partout à travers le monde mais aussi à travers le Sénégal avec ses 14 régions donc gis ngeen li nga xamante ne tey moom lañ leen indil de son vrai nom Mortala Diaw mi nga xamante ne natif de la première capitale du Sénégal mu di Saint-Louis il vit à Keur Massar donc depuis 2007 ba tey mu ngi def ay jéego yu am solo ci lépp li nga xamante ne jëm na ci wàllu musique jëm ci spiritualité jëm ci mélodie divine moom nag ni muy qualifié musique am mooy musique
loolu dinañ ci waxtaan léegi nii inchallah gën ko yaatal avec un album bien sûr sorti en 2018 muy Sakku Ngërëm composé de 7 titres donc tey moom la ñu war a waxtaanee inchallah ndax xam nañu ne génne na vidéo bu mucc ayib tuddee ko sant Bamba ndax Bamba ji bang la da ngay toog ci bang yi ñu lay jox ci bang yi te koo xamul noo koy def nam la def rek a tax. Bienvenue mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver comme tous les soirs, les meilleurs moments de votre journée, 5e numéro de cette semaine et dernier numéro de la semaine bien sûr. ndax tey dinañu ànd ak Pape Ousmane Cissé pour nous présenter toute l'actualité politique et sociale. Ce soir Pape Ousmane reçoit monsieur Abou Tall muy coordonnateur de la zone Yeumbeul Nord, 3e adjoint au maire de Yeumbeul. ñu am yéene waxtaan ak moom lu jëm ci APR commune Yeumbeul Nord entre tension, division et manque de perspective. loolu la ñu am yéene waxtaan bien sûr ak monsieur Tall en tant que coordonnateur de la zone Yeumbeul Nord donc muy 3e adjoint bi tey Pape Ousmane moom la ñu indil ñu waxtaan ak moom lépp lu jëm ci wàllum APR na xam nañu ne on est à 4 mois des élections présidentielles 2019. Koura Bokoum yegsi na moom tamit comme tous les vendredis mu ñëw ci esthétique beauté et bien-être comme ni muy tàmm di def tous les vendredis tey nag mu am yéene waxtaan ci li nga xamante ne mooy bienfait et importance de l'eau en période de chaleur surtout nag ñu ngi dem ci waacaayu Màggal Touba donc am na solo bu baax a baax doomu aadama yi war a naan ndox bu bëri tàmbale ko ba ngay yeewu ba ngay tëdd da ngaa war a naan ndox bu bëri loolu dinañ ci ànd ak Koura Bokoum inchallah. Mais bien sûr l'international toujours égal à lui-même, administrateur e-sport Inter qui est en train de préparer le grand lancement de site internet bi nga xamante ne pour une première dans l'histoire du Sénégal ñu am site boo xamante ne dañ ko jagleel spécialement le sport donc Mbaye Sène moom mooy initiateur bi l'international. Ce sera le 10 novembre inchallah foofu ca hôtel Fleur de Lys au cœur du centre de ville donc loolu dinañ ci ànd ak inchallah DTV ànd ci ak presse sénégalaise bi yëpp pour ñu ñëw accompagner ko parce que tout simplement mu ngi ko jagleel ki nga xamante ne c'est l'incontournable monsieur Diania Ndiaye mi nga xamante ne moom moo jiite CNOS lépp lu jëm ci wàllum tennis jëm ci wàllum sport bu haut niveau boobu loolu yëpp dinañ ci waxtaan inchallah. Mais bu fàtte ne le ministre des sports muy monsieur Matar Ba moom it bokk na ci parrain yi waaye am na yeneen surprise yu am solo yoo xamante ne ñu ngi leen koy jagleel. Ce sera le 19 novembre 2018 inchallah foofu ca Fleur de Lys. tey nag gis ngeen niñ ko décoré ñoo ngi waajal bu baax a baax l'international du noonu. Très bien. Barzan. ndeysaan jaween bi. waaw lekk rek lay def. non foo tàdde lekk la tàdde. non yoo xam nga ni jaween nii tur yàlla la ñuy dundee. tur yàlla moo tax ngeen foqale 99 noms de Dieu. benn tur bu nekk rek àddina la. ngeen bëgg a dundee 99 kon kay foqale ci yéen la fekk baax. non dañ ciy barkeelu rek. du dëgg dañ ciy barkeelu. barkeelu noonu ngeen di barkeeloo. waajuram bu góor waajuram bu jigéen Guèye la sant xam nga kër googu nag naa neex. waaw Guèye ak Diaw waaw ñoo indi famille Diaween bi nii macha allah na nga def. ñu ngi sant bu baax yaa ngi am jàmm. alhamdulilah gis ngeen non même pas. gëjoo fa gëjuma fa même. c'est vrai. très bien. sant Maam Bamba Xaadimu Rasuul. waaw sant moom nga wax. waaw moom laa wax waaw ndax Serigne Touba moom yaakaar naa ni jullit ak kudul jullit ak koo xamante ni sax gëmoo dara yaakaar naa ni amel nga ko sant. lu ko waral. li ko waral mooy Serigne Touba ginnaaw bi mu defee liggéey bi mu def ak tubaab yi ba liggéey bi mat ba mu ñëwee dafa ne yaa malikal mulki yaa man jàlla an qawadin irham jami alwara yaa hadiyan yow buuri buuri yow mi nga xamante ne lépp ku jaww nekk yaa ko créé lépp lu existé ci kaw suuf yow la lay ñaan lay yërëm lépp lu dund sant lañu yaakaar naa ne amel nañu cant Serigne Touba. Vous avez votre téléphone avec vous? Votre téléphone est en train de sonner ou pas? Non? Vous l'avez mis en mode silence? Ça sonne? Ouais, ça a sonné là. Allez-y, continuez s'il vous plaît. Voilà. loolu bokk na ci la tax ñun ñu ni sant Bamba. ndax nee nañu sant ku la defalul dara. ci naafeq la bokk. dëgg la. booy sant da ngay sant ku la defal dara. waaw ñun Serigne Touba dañoo defal dara ba ñu yëg ni ñun daf ñoo defal dara. macha allah. waaw moo tax nag ñu ni nag yàlla na nag ñu sant ko. ana leen loo xamante ne mën nañ ko partager ci sa expérience ci sa dund ci la ngay yëg ci lu la ko tedd ki defal. li ci njëkk mooy man moo tax ma nekk nit Serigne Touba. ah bon. waaw bu lu woon Serigne Touba kon du ma toog fii. le rôle des parents pendant ce temps. waaw le rôle des parents joué na ci sama dund waaye Serigne Touba mën naa ni man moo ma transformé.
parce que ñun bi ñuy nekk xale âge yi ñu maanaam dimension bi ñu nekkoon bu ñu Serigne Touba récupéré wul woon kon doo toog ak man ci fàqmaan ni la bokkoon kon. non ñii Cheikh Ahmadou Kara Mbacké noonu leen di récupéré. waaw non ci ngeen bokk nekkuñu sax ay fàqmaan mais maanaam parce que si dimension mooy maanaam diggante tux beeg naan beeg sañse beeg xale yi jigéen yeeg boîte de nuit nañ ko waxte de non maanaam bëgg àdduna ñun maanaam bëgg àdduna bëgg àdduna maanaam joxoñ àdduna dama war a am lii dama war a fii xam nga yow sa dara tuutiwul sa kanam xam nga waaw loolu boo amul ku la sensibiliser delloo si la rek maanaam mën nga dugg ci kàmb peut-être am na ñoo xamante ne dugg nañ ci kàmb xam nga am na ñu dugg sax ñu génne leen am na ñu dugg ñu génne leen mooy repêché boobu ñuy wax voilà xam nga ñun nag dañoo nekkoon ci dimension boo xamante ni maanaam dara feesul suñu bët xam nga waaw ñun daal xam nga dañu war a dund belle vie xam nga Sëñ Tuubaa nag ne la déedéet du noonu àdduna boo ci nekkee da ngay def li ñuy tuddee xawlul xayr xawlul xayr mooy ngay wax ngëneel wa fixlul xayr ngay jëf ngëneel wa niyatul xayri ngay yéene ngëneel ci sa dund waaw nan ngay waxee ngëneel nan ngay jëfee ngëneel nan ngay yéenee ngëneel naka mooy gëmal ni yow ginnaaw bi nga ñëwee ci kaw suuf sa copte indi wala ci kaw suuf dafa am ku la indi ci kaw suuf dëgg la te kooku dafa am lu mu wax mu ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li ya'buduni yow nit ak jinne li tax ma indi leen ci kaw suuf du leen lu dul ngeen jaamu ma jaamu gi nag ci la sàkku kër nekk sàkku oto sàkku yu baax yi nit ñi di yittewoo yëpp waaye li nga xamante nag moo jiitu mooy nga teewal sa xol ni borom bi moo la sàkk moo la wàcce ci kaw suuf kon da nga war a nekk nit ku correct da nga war a nekk nit ku jub da nga war a nekk nit koo xamante ni bu exemplaire waaw waroo nekk nit koo xamante ni da nga naan nu mu demee rek nu mu aajowoo nu ma ko amee falaaw non waaye nag damay dégg mbokk Baye Fall di wax ginnaaw am nañ Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul nu mu demee tant pis ñun ñoo ngi ci waaye nu mu demee tant pis mooy maanaam bañ a indi calcul bi yaa ngi may dégg wala. dégg naa rek Papa Ousmane waaw ma bàyyi la kàddu bi tuuti. xam nga dama ne yax bu duuni mu may fàttali bàyyi dafa ne yax bu duuni yaari funi mu ne jaamu boobu daf ci tegtal ni ñu xam ko. dëgg la parce que foofu mooy cëslaay bi. mooy ne yàlla fii ak yaa ngi koy jaamu te yeggoo ci dimension xam ko. mooy da nga koy fekk ci waxam ji mu wax ni. fii ak xamoo ma munoo ma jaamu donc nga gis ni sax balaa ñuy naan nit ñi nañ jaamu yàlla wala balaa ñuy ubbi jàkka ubbi école dëgg la maanaam balaa ngaa dugg ci jàkka ja école la d'abord xam-xam nag bi ci gën a kawe mooy bi lay tàqale bokkaale yàlla te dimension Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul suñ koy wax ci yenn yi ñu doon firi depuis démb ba léegi di wax ni ba ma yàlla di bind booba waaw ba may nekk man waaw exactement yu kawe yooyu mu doon wax foofu il faut comme dafa mel ni comme su may jox misaal xam dañu def armée mun na buñ dajee seen classe mun nañu wax loo xam ne yow Nicolas da ngay nekk seen biir mais doo comprendre c'est-à-dire ñoom dañ leen mooy seen jargon seen ay termes exactement c'est-à-dire tant que yeggoo ci dimension boobu déglu rek nga ci am mais doo ko dégg en fait loolu la moo tax Cheikh Ahmadou Bamba waxoon na loolu mu ne waxu wàllu yàlla ñoom daal ñooma ñeneen la mooy ni da nga gis ni benn kuréel la ñi pare nag ba yegg ci ñoo ko mën a dégg te dimension boobu dafa baax dama koy wax ñun Sénégal bëgg nañu di déglu nit ñu baax ñi di ci roy pas royee sax parce que des fois suñu roy bi mooy loolu mais bëgg nañ ko mais spiritualité bi moo des te li nga wax fii sànq ni ñett yi dafa am solo mooy li nga wax sànq ni yéene Cheikh Ahmadou Bamba yéene ci jëf yi ci wax yi ak am na noo ko firee daal ci ñett yi exactement c'est-à-dire loolu tey bu fekkoon ni rek Sénégal bu nekk fexe na ne man dinaa fexe ci ñett yi nii ma taxaw ci da ngay gis ni nit ñi dina dund ak nit ñi dinañ mucc ci sa làmmiñ mucc ci sa jëf léegi nag lu mel noonu moo tumuraanke ci réew mi moo ci réew mi waaye ndokk nag ba ñu amee xalif général muy sëñ Mountakha Bachir ndax moom mu ngi woote ci xam-xam ndax université bi nga xamante ne macha allah nekk na liggéey boo xamante ne tàmbale na ca bàyyi la xaat ba ci moom mi nga xamante ne amul woon sax yaakaar ne dina bokk ci mission bi waaye lu suñu borom namm moom pare na démb tey doog a ñëw donc ñoom it foofu ñu ngi wax ci forme bi nga xamante ne moom nga yàgg di wax chaque jour mooy ban xeetu nit la ñu war a tabax foofu nag ñoom pare nañ ci xeetu nit boobu ñu war a tabax ndax loolu moo tax ñoom ñu jug mooy tabaxaat beneen xeetu doomu aadama boo xamante ne amaanaka xam-xam bi dina kawe loolu ci wàllum njàng nasaraan bi waaye tamit dina kawe lool ci njàng bi nga xamante ne mooy diine ji ndax Serigne Cheikh Al Maktoum radiyallahu taala anhu day doon wax naan Sénégal a ngi defaroo bés bi ñu amee président de la République boo xamante ne ajuma jana jot mu génn ci palais bi dem xutba ji jiite ji après dellu si waat ca palais ba waaw xam naa nag loolu ay dimension
invitation la bés a ngi jot nag réew mi toll foofu. absolument xam nga loolu Serigne Touba daf ciy jàngale. mu ne atlubu minkal ilmi xablal amali fala taqnil jahla wa xuduli amali. ndeysaan. mu ne nit da nga war a sàkku xam-xam. ba lépp looy def ci kaw suuf fekk nga xam ko bu wér a wér. mu ne ndax is kullu amilin bila ilmin yura fa sahyahul misla haba in nushira. nee na jëf ju ànd ak xam-xam dafa mel ni pënd bu ñu wesaare. mu ne boo tibbee doomu taal sa loxo di nga xam ni poudre nga yor. dëgg la waaye boo ko sànnee day disparaître. day dëgg la kañ. mu ne kon jëf jum ci mënta doon na ànd ak xam-xam. mu ne tamit waman hawa ilma wa laysa yuhmalu bihi fa innahu ximaarun yaxmilu. nee na képp ku làq xam-xam tamit. waaye ñun dara war ñoo tey ñu dem waay. waaye xoolal lii. waaye lii dafa neex waay. mu ne képp koo xamante ni da nga làq xam-xam da nga làq xam-xam. lii la ñu war a jàngale ci université yi dooree ko nag xoolal ci xale yi. waaw moo tax université bee moom pare ba suñu histoire maam yi. waaw lii dafa neex. mu ne képp koo xamante ni da nga làq xam-xam. te jëfee woo ko. dëgg la da ngaa mel ni mbaam. mu sëfi téere. da ngaa làq xam-xam te xamle woo ko da ngaa mel ni mbaam mu sëf ay téere diisaayu téere ba rek lay xam waaye xamul luy njëriñal téere. kon Sëriñ Muntaxa foofu mu waxee foofu la ñuy xaar réew mi muy nit ñi jàng ndax jëf ju àndut ak xam-xam mënta dem te Sénégal comme li ngay wax rek dañoo am problème boobu ci wet maanaam ñun wax lañ mën waaw maanaam réew mi ay waxkat lañ amuñu ay borom xam-xam amuñu ay borom xam-xam parce que booy xool suñu savant yi fi nekk ay jàmbaar lañu franchement ñu ngi góorgóorlu di xalaat di bind ay livres yu am solo mais livres yi sax nit ñi duñ ko lire te boo ko gëstoo ba ci biir ay idées yu am solo la. bien sûr ay njëriñ kese la. sunu idéologie yi ñu yor di ko doxalee sax. amaana ñu ngi ciy góorgóorlu di ci bay sunu waar mais am na ci yoo xamante ni sax maanaam dafa nekk ci livre bi nii rek mais appliqué wuñ ko. am na ci loo xamante ne sax dañ ko sax yitteewul. am na loo xam dañ ko parce que dafa dëppoowul sax ak la nga xamante ne moom la ñu moom. waaw waaye bu ñu delloo ci njàngalem mag ñu baax ñi. ku ci mel ni Serigne Touba. maam El Hadj Malick. maam Baye Niass. bu Kunta Maca Ndiassane. maam Baye Laye. nga xamante ne ay ñoom ñooy kenow réew mi. dafi tey réew mi. li ñu sutura si ñu yàlla jox. ak ndam yi ñu am ñun Sénégal. ci yeneen pays yi. li ñu ko mooy mag ñooñu baax ñu yàlla jox kon ñooñu bu ñu delloo ci ñoom. di xool seen i njàngale. waaw ñu koy booleeg li nga xamante ni moom la ñu tubaab bi xalaatal. indil ñu ko fii ni nañ ci sukkandiku ngir suqati suñu réew. yaakaar naa ni daañu am réew moo xamante ni réew mu. tey la li Baye Fall bi wax tey loolu yëpp ay kàcc la. Baye Fall bi loolu la. waaye nag bu ñu fàtte ni. d'accord wal baladu. at tayibu yaxruju nabaatahu bi izni rabbi. ndeysaan mu ne. mu ni réew bu amee gàncax. waaw ñi ko dëkkee amee gànjar. waaw ci ndigalal yàlla la teraanga yooyu di feeñee. maanaam développement bi ñu fiy yaakaar. muy pétrole beeg yooyu yëpp. gaz beeg yëpp. fer beeg nañu jàpp ni bu ànd ak ndigalal suñu borom. coow lay fii nekk nii rek mais ni mu war a demee ci réew mi. maanaam naataange googu. du mën a ñëw. très bien ndigalal yàlla nag bala muy mën a am faaw booloo am. yàlla fu xol yi booloowee rek. mu def fa kun ba mu def fa kun ba. très bien kon yàlla nañu yàlla defal booloo. c'est important amiin yaa rabbal aalamiin jërëjëf jaween bi nekkate jaween bi allo bi sori na de fooyul boppam de macha allah ñu ngi lay jaajëfal bu baax waaye tamit loolu du ñu bett ndax ku juddoo Ndar war a mën a tari waaw Ndar la juddoo ñu tàggat ko fa bu baax a baax jamono ji nag mu ngi yeewoo ca Kër Massar ñuy nuyu toute la banlieue dakaroise Parcelles Assainies 1 ba 26 waaye nuyu waa Guédiawaye Petit Mbao Grand Mbao Zac Mbao ba ci Kër Massar dem Bargny laal Sébikotane nuyu waas ñaari poto dugg foofu nga xamante ne moom mooy ca Tëngéej ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar ndax yàgg nañoo dëkk nag ci réew mi nag waaw dëgg yàlla yàgg nañoo dëkk ci réew mi nag am 23 ans taxul nag ñu yàgg nañoo voyagé du dëgg monsieur Tall vous allez bien? C'est un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau mais aujourd'hui on parle du phénomène endogène exogène mu jëm ci président Macky Sall parce que bi mu nekkee à la tête de ce pays ñu gis ne yu bëri dafa ball génn waaye nag loolu génn ball yooyu nag xam-xam moo ko war a téye ndax xam-xam boobu dañ ko yittewoo bu baax a baax mu coïncider ak li nga xamante ne moom la ñuy waxtaanee jàngat bi lu mu doon. bon asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam. gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci sang-sang yi. ñu ngi sant suñu ñaari waajur. alhamdulilah. di sant aussi mbooloom jullit buy yeewoo fi Sénégal. waaye doo sant Thierno Madani Tall. kër sang bu mag bu tedd boobu. dinaa ko sant parce que man seet Seeku Umar Fuuti la. alhamdulilah kon yow ñoo bokk foofu. waaw man seet Seeku Umar Fuuti la. surtout Rahmet a ngi direct amul dara lu ci tàkk. déedéet. donc pour wax rek. jullit foo nekk rek boo gisee lu baax wax ko. fi may njëkkee mooy ñaanal waa ñii di dem Touba.
yàlla yóbbu leen ci jàmm. amiin ñu egg ci jàmm. amiin fekkaat ñu ci jàmm. amiin te lu ñu fa ñaan yàlla dina ko nangu. amiin yaa rabbi. mun naa wax aussi ci Amadou Bamba aussi sama maam la. parce que man sama ki jur sama yaay. waaw bu soobee ko leeral. ndeysaan. donc man bu ma neexee man ne paaxa ñaari boor la. waaw moom la kay. mais nag bi ñu sante yàlla yonent bi tamit. ma sant aussi Yeumbeul Nord fi ma jógee. di sant aussi. man seen accent daf ma neex nag ni ngeen di waxee yéen. coordinateur aussi. waaw. Samba Demba Ndiaye. Samba Demba Ndiaye. coordinateur de Yeumbeul 5. D'accord. Non, de Yeumbeul Nord. Yeumbeul Nord. Administration aussi Daouda Ndiaye mooy maire. Très bien. parce que ku iñaane sa xaw ma. sa ndono waaw loolu la yàlla def. donc dama fi ñëw vraiment affaire bi daf ma bett parce que tey laa ko yëg. bi ma ko yëgee tey. mooy toi-même tu sais c'est la DTV. effectivement. Très bien. bi ma ñëwee tamit aw ma ci xel ñaar. déedéet. dama fa bàyyi kilifa wax naa ko. mais comme affaire bi macha allah ni ngeen ko bëggee man tamit foofu laa ko bëggee. kon yow ni ñu ko bëggee noonu nga koy defee. waaw noonu laa koy defee. Très bien. te tamit loolu laa fi fekk. jërëjëf. parce que xam naa ne ku jaaxarul ak yow jaaxarul ak ñi nga xam ne ñi nit yàlla lañ. waaw macha allah. jànguma nag. mais sama maam waliw la. macha allah macha allah. waaw moo tax parce nga que agencé nit bu baax. gisoo jeu de couleur yi nga def sa boo jaaxaral na nga xam ne kii nit bu baax la. nit bu baax ci xaw ma nu ñu koy waxee ci jëla ci jël lay gi lay. donc pour wax la rek ñun ay ndongo lañ. macha allah. te li nga wax aussi dëgg la El Hadj Macky Sall ñu ngi ànd ak moom 2009 depuis Dekkal Ngor boobu amagul récépissé yàlla teg ma nattu man commerce baana mooy sama métier te moom laay def ba léegi damay politique mais bu sama liggéey jotee dama koy taxañ. waaye soxali ko nga de. waaw sokkali naa sant yàlla. waaw. parce que bu doon xam naa ne sokkali naa mais politique moom bokku ci. waaw sama ñàkk rek. sa ñàkk rek. parce que man balaa may dugg ci politique yàlla dimbali am naa R+1 ak yéen sama yeneen kër. balaa ngay bu doon am nga balaa may dugg ci politique bu dul woon tey laa ci duggoon avant loolu kon du ma am nguunu ganaar. waaw nattu la. d'accord. xam nga bu la yàlla tegee nattu. te nga sababu la rek. dëgg la da ngay nangu. très bien. li may wax depuis Dekkal Ngor maa ngi ci. mun naa wax ne aussi ci Yeumbeul Nord. sama baat ci kaw ci télé laay wax. man maa njëkk a def foofu meeting à 2009. kenn fekkuma ci kenn joxuma ñaari dërëm sama propre ma laa ko def. école arabe aussi bi ñuy wootee. loolu dinañ ci ñëw wàllum politique bi li ñuy waxtaanee. c'est Touba la rek. très rapidement ci xam-xam ci toxawaay. ndax xam nañ ne jamono ji bokk taalibe yu bëri ñu ngi ci yoon bi ñeneen ñi ñu waajal waaye ñu bëggoon rek très rapidement. lan waaw Touba moom. Ila Touba moom jeexal na wax. macha allah. parce que bu ma juumul tamit président Macky Sall am na lu mu ci def. mun na am jafe-jafe yi ak coono bi accident yi dana wàññeeku. d'accord parce que Ila Touba moom tey ku la neex nga jaar ci gratuitement. doo fay dërëb. d'accord. donc loolu sant yàlla la. macha allah. te nee naa la kër Touba ak kër Cheikh Oumar benn kër la. dëgg la amul xaj ñaar. donc ñun yéene bi ñu am ci kër Serigne Touba moom la ñu am. si que boo taxawee gawlu yi bu ñu taxawee léegi bu ñu waxee ñaar nit ñett nit ñu jaxasoo. d'accord. donc nag ñun ñooy foofu ñun ñooy fii. très bien. donc aussi ku ci ànd ak ñun tamit. ni ngay ñaane waa kër Cheikh Oumar noonu nga war a ñaane waa Serigne Touba. d'accord. ni ngay yéene tamit ñu ñëpp benn lañu. Serigne Touba kenn du wax kan mooy Serigne Touba. déedéet. Serigne Touba moom dayoyam. ak xam-xamam. dimension bi. dimension amam. ñëpp xam nañ ko. macha allah man kay li may wax rek mooy. waaw nit ñi dem ak jàmm. ñëwaat ak jàmm. amiin def ndànk dal ndànk. très bien ñibbi si jàmm. loolu laa amoon li may wax ci loolu. jërëjëf sant nañ la gërëm nañ la bu baax Abou Tall coordonnateur de la zone Yeumbeul Nord muy 3e adjoint au maire de Yeumbeul ci kanam tuuti dinañ waxtaan ak moom lu jëm ci APR commune Yeumbeul Nord entre tension division et manque de perspective yaa ngi waajal màggal bi de. waa Nicolas maa ngi koy waajal bu kañ nga baax nar a dem tey ci guddi wala suba. tey si guddi. tey ci guddi nga nar a dem yow fan ngay dal en général ca Touba. Cité Sonatel. Cité Sonatel yow foofu. waajal bernde yi. maa ngi waajal bernde yi ndax xam nga rek sama papa dafa nekk mbokku sëñ bi toog muy sëtu Omar Foutiyou Tall nekk murit am fa kër. moo tax faw ñu teel a dem daal di teral gan yi. très bien. préparer bernde yi ndax màggal loolu la rek wàcce kaamil bernde la. mooy màggal jàng xasida xam na solo de. jërëjëf Koura moom tamit dina ñëw tey waxtaanee bien fait et l'importance de l'eau en période de chaleur mu nekk lu am solo loo xamante ne dina ci ñëw léegi nii waxtaanee ko ndax xam nañ ne ñoo ngi waajal màggal Touba l'international màggal bi tey ngay dem wala suba. ñu ngi xool rek xam naa suñu mën la dem tey rek dem suba. dem suba incha allah yow en général boo demee Touba fooy dal.
am na fi may dal bëri na. bëri naa fa ay mbokk waaw. bëri naa daal waaw bëri naa fa ay. non bëri naa fa ay mbokk yu fa am kër. waaw ay kër non waaw mais su ma nee la bëri nga fa ay kër keñ. xam nga yaa moom kër yi de. yàlla ngay bëri ay kër. amiin di dalal mbokk taalibe yi. amiin waaye ne la bëri nga fa ay kër mooy maanaam. si yow dama bëri mbokk tumuranke woo fa ay dal. waaw dëgg la dama fa bëri mbokk. dama fa bëri mbokk moom nag yaa ma lu foo bi neex dafa modeste nag dafa kii waaw gis nga otom bi yëpp def na ko ay pomme ak ay banana ay mais yooyu du bëgg muy fës parce que li muy dox ci social dafa bëri macha allah Mbaye Sène ñu ngi koy jaajëfal parce que taxawal na aussi association bu am solo bu tudd Jom. du noonu. très bien jërëjëf Mbaye Sène. léegi ñu xool actualité de l'internet lan moo gën a fës ci actualité c'est tout de suite. Très bien, nous démarrons cette actualité de l'Internet appelée ActuBuzz avec Sen Café Actu du grand doyen Adama Sow. Pour la première actualité, je te confie à Serigne Touba Khadim Rassoul, le khalife général des Mourides, coupe la poire en deux suite à la demande du président Macky Sall pour un deuxième mandat. Serigne Mountakha Mbacké a remercié le président Macky Sall pour tout ce qu'il a fait pour Touba et les Mourides après avoir prié pour lui. Regardez, par cette audience, le président a donné un autre adieu aux travailleurs en décrétant lundi prochain jour de férié muy jour boo xamante ne doo liggéey waaye dinañ la ko fay Pape Ousmane. waaw bon c'est maanaam dem la boo xamante ne at bu nekk président Macky Sall daf koy amal mooy ziara bi nga xamante ni daf koy defal njabootu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul di ndaje boo xamante ni aussi comme ni nga ko waxee ndaje la feddali kóllëre waaye it wax yéene yi nga xamante ni en tout cas président Macky Sall am na ko ci Touba. yim ci jot a def ak xëy na yi mu yéene matal bu ko fi yàlla tegaate ci bopp réew mi. sàkk waale ñaan parce que ci élection lañ jëm. bien sûr wóolu na lim def ci réew mi. te bu sañoon it ñu joxaat ko mu wéer ku mel ni nag xalif Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul mooy ni xalif la bu fi nekkal ñëpp jullit ñëpp. may fàttali rek ni bu dee ne ñu ngi ci àddina it ñoom lay seen mission weesu na àddina ñëpp la ñuy dalal ñëpp la ñuy déglu. ñëpp it la ñuy ñaanal. faaw suñu homme politique yi xam ni ñoom mun ñu fexe ba seen jaxasoo ak nit ñi it tekki ni ñu ngi ci biir nit ñi. donte ñu ngi ci biir nit ñi li ma wax nag wax ju kawe la. dëgg la li am mooy. ku fa mënti dem dinañ la ñaanal. li ci des nag mooy comme ni nga ko waxee ci terrain bi la jongante. fexe nga wane lii nga fi def pëndal say dàll. d'accord fexe yëkkati say kaddu. teg ko foo xamante ne sénégalais yi buñ la déggee di leen wóor lii amal na leen njëriñ. su desee nag ñu war a dem ci bañ gàcce gi ku nekk nga xool ki nga yaakaar ne xëy na moo la doy ci réew mi. ñu def ko nag waaye buñ ci jógee ngallaawaay nañ fexe ba taxaw luy defar suñu réew ndax soxla nañ ko. sànq sëñ bi mu ngi koy wax nii yàlla daf nattoo Sénégal muy réew moo xamante ne wax maanaam daf ñu nattoo wax. mais faaw tamit ñuy imiter président Macky Sall ci li mu wax comme moo nekk ci réew mi moo ne le temps de l'action. d'accord il faudrait que nag tout le temps loolu ñuy wax noonu bañ nekk rek ci slogan. très bien mooy nañuy fexe dañ koy jëmmal sur le terrain. d'accord très bien mu nekk lu am solo dégg nga li Pape Ousmane daanele Mbaye Sène ban jàngat nga ciy def ginnaaw li nga xamante ne président Macky Sall wax na ko xalif général waaye tamit xalif général am na leneen lu mu ko delloo. waaw c'est vrai xam nga dafa dem sàkku ji ñaan. te nag xam nga kilifa doo ñëw ci moom mu ngi la ko ñaanal mu ne du ma la ñaanal. loolu nga xel xalaatu ko. ñëw na sàkku si ñaan ñëw na pour li nga xamante ne bii ni moom mooy li mu fa def réalisation yi mu fa def sëriñ bi reconnaître ko nangu ko waaye daf ko ne maa ngi leen di ñaanal ñëpp lañ njaboote. loolu mooy li nga xamante ne bii mooy constat général bi. Touba dafa tëddee njaaxaanaay en quelque sorte. deuxième chose li nga xamante ne bii nii wax nañ ko mooy journée décrétée férié bi xam nga Nicolas en âme et conscience su mun nañu jàpp sax ni su nekkuloon férié le lundi sax. les gens ne seront pas là ou bien bokk le travail sera au ralenti. parce que màggal gi su nekkee dimanche. les gens suñu fa toggee ba guddi gi. ñii suñuy dem di liggéey dinañ sonn le président a saisi l'occasion pour décréter ko li nga xamante ne. jëlee lu lees waxul am na xam dañ koy anticiper daf ko anticiper. waxuma la sax lundi boobu mais mardi ba mercredi bi incha allah jeudi ba vendredi ba sax dëkk bi dafay loowu.
waxuma la lundi ba de mais mardi mercredi dëkk bi dafa mooy le commerce yi nga xamante ñoo yore magasin ak affaire dinañ fa toog am na ñoo xamante ne màggal ba màggal la ñuy dem seen dëkk am na ñenn ñoo xamante ne màggal ba màggal la ñuy dem fekk seen mbokk yi dinañ fa resté benn 2 3 jours 4 jours même à partir de maintenant sax tey da ngay gis ni soo génnee ci biti sax tali bi commencé na libre les gens commencent à quitter la ville muy fu nekk nag moo xam muy Dakar di Kaolack ak fépp fu munte nekk il a anticipé li nga xamante mooy lundi bi mais pour la première question dem na sàkku ji ñaan dem na fekk ji kilifa bu ko wan ne ko ñëpp la njaboote ñaanal na ko te keneen ku fi ñëwaat tamit dina la ñaanalaat nag ne bàyyi naa la ak Serigne Touba. très bien ginnaaw Idrissa Seck moom moo fa jiitu waaye gis nga président Macky Sall moom jamono ji foofu la jullee àjjuma donc ñuy wax amin yaa rabbal alamin ci lépp li nga xamante ne ñaan nañ ko fa ci bërëb bu tedd boobu monsieur Tall très rapidement nga jàpp ne lan moo war a sabab deuxième mandat pour le président Macky Sall d'après vous. bon man nañu sant yàlla. parce que Sénégal comme ni ma sëriñ bi wax sama xarit bi waxee. Alex sëriñ la. sëriñ la parce que kii yu muy dégagé yii. d'accord loolu du ku nekk moo ko mën a. tout à fait parce que nit bul iñaan. dëgg la. xam nga fii am na lu ko fi lal. fii jàmm bi fi nekk yëpp wali yu fi nekk. bu ma juumul sama maam Cheikh Oumar. kër diine bu nekk balaa muy ñëw joxoon na ko. wallaahi. teg na ci baaraamam. ne bëri nangam wala jour nangam wala nangam diw dana fi nekk. dëgg la. te macha allah noonu la demee. tout à fait. donc ñun am nañu lu ñu am moo ëpp jamaa moo ëpp rus. bu ñu booloon comme yar ak teggir rek ak wàññi wax bi. kon ñun ñàkkuñu dara. man def naa presque lu ma 32 pays Afrique. añ jot kaay añ. reer jot kaay reer. tëdd jot na kaay tëdd doo fay dara fii rek la am. ma jox la misaal mosoon naa nekk Côte d'Ivoire. ma yore bitik benn étudiant ñëw fii. bi mu ñibbee si mu xool mu ne ma yow looy def fii man dama wut xaalis. mu ne ma yow Sénégal da ngay lekk doo fay ngay nekk fii di sonn. ma ne ko waaw loolu moo tax li ñuy lekk foofu ci moom laa koy liggéey di yónni boo demee nga lekk ci. donc pour wax la rek El Hadj Macky Sall. bi mu fa ñëwee ak réew mi ba léegi mu ngi ci juróom benn at yu teg ay weer. te kuy waxal yàlla boo seetee mun na am nag bu ñu waxee parce que man yàlla def ma bind damay politique mais man du ma wax li nga xam ne lu amul. d'accord parce que man j'ai 62 ans déglu rek moom. oui waaw mais non dafa am question bu ma la laaj. waaw moom laa foofu laa jëm lu tax ñu koy laaj deuxième mandat man damay wër. parce que man damaa yor oto damay baana damay wër naa. donc Sénégal tey amul fenn fooy taxaw fu sancam ne ko pour te dire territoire Sénégal yëpp ba mu daj. kan moo mën a joxuñ baaramam ne sanc Macky Sall nekku fi bu dul forage tali leneen ak leneen amul fenn fu kii am nekku fi kon nag comme yàlla dimbali na ko yàlla may na ko xale la yàlla may na ko aussi moom fu muy teg doomu aadama mooy liggéey leen ñu liggéeyal bàyyi dool yi mooy bourse familiale ak leneen donc ku commencé loolu li olof Njaay da wax ku la jox ndekki bu la diggee añ nga war nga nangu. très bien am na lu ñu dig. d'accord te bu ñu ko jàppalee ñaanal ko bu dee jàmm rek la ñu bëgg. incha allah lu ñu bëgg ci réew mi waxuma denn parce que day bàyyi moromam jàllale. même bu defoon fi deuxième mandat tamit mënul def lépp. mais nag mu ngi jéem nit ñi ñëpp lañu bokk ñaanal ko parce que gaal boo ci defee su am sax war nga ñaan mu teer ak jàmm. donc Macky moom. te waaye buy këpp gaal moom kenn dëgg yàlla dëgg la nañ ko ñaanal. jërëjëf mu am deuxième mandat. bon am na lu mu commencé mu eggali ko. yeneen yu mu eggali yeneen yu mu commencé tamit keneen bu ñëw mu eggali ko. mu eggali ko très bien. waaw loolu laay wax. merci beaucoup Barzane. jàngat bi lu mu doon ci màggal bi ak taxawaayu président de la république foofu ca Touba ñu bëri dañuy wax ne mu ngi def ay jéego yu am solo waaye terewul ba tey. l'ancien président de la république gagne toujours devant lui. waaw jàngat bi moom mooy nit ñi nañu delloo seen xel ci yàlla. ndax yàlla mooy borom nguur. te tuxti mulka man tasha maanaam mooy jox nguur ku ko soob kon nañu gëm ni Macky Sall yàlla moo ko jox nguur gi te bu ko waxtu bu jeexee tamit day jeex dara mu kenn mënu ci dara waaye li ci am solo mooy ñu rafetal jëfin yi ak doxalin yi waaw ndax Sénégal ñu ni neen la PDSO APRO et cetera ñun ñëpp benn lañ parce que ku fi mën a gañe tamit Sénégal moo gañe kon nañu rafetal doxin yi ak toogin yi ak waxin yi ak jëfin yi xalifa général it boo ñëwee ci moom loolu la lay wax du ne la yow laa àndal du ne la kee laa àndal naan nañu àndandoo maase
doon benn rafetal doxin yi ku yàlla tudd ne yaay yu war a jël nguur gi kenn mënul tey Macky Sall ñu bëri gis ne ni mu jëlee nguur gi ñu bëri fooguñu ko woon de te pourtant amoon na ñu fi nekkoon ñoo xamante ne ñoo ko gënoon ñoo si gënoon a porté Sénégal sax moom lañ ñooñu lañ xalaatoon mais kon tu'ti mulka man tashaa yàlla mooy jox nguur ku ko soob loolu nañ koy bàyyi xel bu baax a baax di ñaanal nag sama mbokku taalibe yi nga xamante ne ñooy dem Touba ñoom ñëpp ku tedd ki defal leen yoonu jàmm ñu dem ak jàmm ñëw ak jàmm. D'accord. di ñaanal xalifa bi mu yàgg fi loolu te ànd ak wér. Très bien. waaw. am na benn information de taille Pape Ousmane bu daanu léegi nii ñuy wax ci première dame. ñu ne Macky à Touba ce geste de Marième Faye. calculé ou pas renforce sa popularité. ah dinañ la ko woon léegi nii parce que c'est la magie de la télé c'est sur Seneweb moom mooy nekk page bu njëkk bi daanaka. parce que on dit que arrivé en retard dans la grande salle de la résidence Khadim Rassoul au moment où son époux le président Macky Sall allait commencer son discours aux côtés du khalife général des Mourides la première dame Marième Faye s'accroupit brusquement au milieu de l'assistance à quelques pas du portail qu'elle venait de franchir, comme une simple disciple. Les grands signes des chargés du protocole et des éléments de la garde rapprochée du chef de l'État n'y feront rien avec le sourire et déclina les propositions de fendre la foule pour rejoindre son mari de président de la République. Calcul ou pas, ce geste pourrait faire monter en flèche la cote de la première dame Marième Faye Sall à Touba muy photo bu am solo boo xamante ne du ñàkk léegi notre grand vidéoman muy Maodo dinañu ko won mu ngi ci Seneweb nga gis ko mu toog ci bii ah gars yi te waroon dem yéeg fee. waaw xam nga loolu lu may fàttali mooy li ñu fiy faral di wax quoi mooy sàkku nañu ci Sénégal am njiit yoo xam dañuy fàtte seen bopp c'est-à-dire mën nga sàkku ànd ak ñoo xam dañuy sàkku mais une fois nga jot nga fàtte yow ni am nga taxaw ci soxlaa ñi nga wax ni jox leen ma liggéeyal leen c'est-à-dire man lii loolu la may inspiré mooy ni bis bu ñu eggee ci Sénégal boo xamante ne dañuy am njiit yoo xamante ne du ñu yëg seen njiit lu mooy ne dañ leen ne président wala ñu ne la secrétaire général wala ñu ne la ndàngam ci la ñu yëgeen ñoom am doon nañ dara ngir ne fàtte nañu ko sax bu mujj doon jaamu askan wi ci li nga xamante ne moo leen tax a jóg bu boobaa sensu man damay liggéey askan da nga koy gis bu boobaa sax njiit bi du soxla pour élection jot mu naan campagne mi nangam parce que li mu jot liggéey ñëpp a koy ressentir c'est-à-dire foofu la ñuy gisee njëriñu bilan bu souvent politique yi voilà image gis nga image baa nii am na ñaari photo yoo xam dañ koy won mu toog ci biir mbooloo mi kenn mënu koo jëlee fu mu toog parce que mu ngi leen di xoolu bàyyi leen ma fi ma toog baax moo tax man njëriñal fàtte sa bopp bi man laa ci dégg d'accord parce que njëriñ maanaam fàtte sa bopp ci njiit njëriñ li mu làmb bu ko ñëpp xamoon da ngay gis ni xëccu njiit wane ne maay dara. d'accord loolu deful réew. da ngay doon dara fàtte ko. muy feeñ na ci say jëf. ca la borom bi di aj maanaam fépp foo fekk lëndëm. nga fexe ba leer na ca. waaye képp koo jàpp ni kii de su dajeeg man ma ànd ak moom dina fexe ba la may liggéey ci réew mi. mu gën a yaatu. nga taf ko sa bopp waaye fexe nag ba ñëpp jubal. mooy réew li nga doon wax sànq li koy doxal bokk na ci ka nekk ca bopp. dëgg la bu jubee rek ñëpp ànd ak moom. très bien loolu lay ànd ak yàlla wàcce. waaw jubal dëgg la li ñu tàmm di wax bañ jaay sa lëndëm. bañ jaay sa lëndëm di ko jëndee waaw bañ jaay sa leer di ko jëndee lëndëm. mu nekk lu am solo très rapidement xaaral ma laaj ko rek en tant que femme. lan la yëg ndax première dame xam nañu dayoo bi lu mu doon. waaye gis nga suufeel boobu muy suufeel boppam en tant que femme qu'est-ce que ça te fait. waa Nicolas man de taalibe rek laa ci gis. ndax doon jullit am taalibe dafa am solo. loo nekk première dame grade boo mënti am ci àddina oyof daal moo am solo. parce que àddina du dara ñun ñëpp ay doomu aadama lañ. nekk première dame bul tax ne nga ni waruma toog fii war naa toog fii da nga war a yemale sa bopp ak ñëpp. suufeel boppam ngir mu suufeel boppam nii nag. ci image bi ñëpp dinañ ko rafetlu kontaan nañ ci torop. macha allah très bien en tant que femme c'est la femme qui parle. ouais c'est la femme qui parle. c'est la citoyenne qui parle. effectivement. Mbaye Sène pour terminer. xam nga Nicolas man ñëpp xam nañ sama position. féministe nga moom. waaw mais féministe la mais ñëpp xam nañ sama position. mais xam nañ ne côté bee nga taal. waaw par rapport ak quoi Benno Bokk Yaakaar. man ñëpp xam nañ sama position foofu. très bien tout à fait. waaw parce que ni ñu yoree réew mi man gisuma ni baax na. dëgg la mais li nga xamante ni moom moo fi nekk. le temps monsieur maa ngi ñëw ci yow léegi. monsieur xam nga première dame. honnêtement quoi qu'on puisse dire. dëgg la lii du guléet ci moom. ndaxte nag à maintes reprises lu dul benn yoon du ñaari yoon. jot na koo def jot ko defati ay yeneen sax fii sax Ndakaaru da nga koy gis sama dugg ci benn jàkka toog ci gannaaw
da ngay gis nit koo xamante ne man plusieurs dugg ci hôpitaux yoo xamante nit day feebar mu ñëw def fa lu baax génnaat dem yoonam. honnêtement c'est une première dame exemplaire. macha allah ku wéet nag ak sa bàmmeel te nag ku waxal yàlla. wax dëgg fa yàlla lii su ko defee moo xam nit ñi ne suñ ko defee interprétation calculée mooy ñu ngi wax lu leen neex parce que nag c'est pas la première fois mu koy def. mais am na yenn exemple yoo xamante ne jot nañ koo am mu ngi def lu baax te wax dëgg fa yàlla nag lu leer la lu Sénégalais yi teg seen bët la lii mu def moom dafa defati jikkoom rek. d'accord waaw mais damay wax rek ñëpp xam nañ sama position. très bien mais nag ku wéet. Absolument. Voilà. Merci beaucoup Mbaye Sène mu nekkoon première actualité de l'internet dinañ ci jàll après ñëwaat ci deuxième ak troisième en attendant nañu ànd ak Pape Ousmane Cissé waxtaanee ak monsieur Abou Tall coordonnateur de la zone Yeumbeul Nord troisième adjoint au maire de Yeumbeul ñu war a waxtaanee APR comme commune Yeumbeul Nord entre tension division et manque de perspective tout à l'heure dinañu dugg en contact avec en liaison avec nos correspondants yi nga xamante ne ñu ngi foofu ca Touba moo xam ci bopp bi Mansour Sow ba ci yeneen journalistes yi nga xamante ne ñu ngi foofu jamono ji ci Touba ngir ñu xam température bi taxawaay bi accueil bi ak discours bu am solo bi nga xamante ne son excellence yëkkati na ko ci kanamu ki nga xamante ne moom mooy xalif général des Mourides muy sëñ Mountakha Mbacké nga xamante ne ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax wér ak wérle gudd fan lool ci njiital bi ñu ko njiital waaye nag xam nañu ne taxawaay bi am na solo te lu yàgg la ci wàllum diine ci wàllum xam-xam mais aussi ci kër Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul Pape Ousmane. mu ngoog sëñ bi ñu bëggoon rek balaa ñu ñëw sax ci li sabab ñu invité la tey ci jafe-jafe yi nga xamante ne am na ci seen commune en tant que leader te loolu dugguleet gis nañu responsable APR en tout cas ci gox yu bëri ay querelle de positionnement dañuy am ay jàppante yu mel noonu mais mu bëggoon xam depuis 2008 nga wax ni yaa ngi ànd ak le président Macky Sall tey sa engagement politique ban jeexital la am ci gox ya nga ne depuis bi nga commencé ànd ak moom ba fi ñu ci yegg si. waaw jërëjëf balaa may dugg ci nag damay sant yàlla sant Yeumbeul 52 parce que bu ma amee occasion toog fi tey ñoom ñoo tax parce que Olof Ndiaye dana am lu mu wax nit mën nga louer 16 mais mënoo louer ay nit. boo 52 nu mu bindoo am na 58 comités am na 14 chefs de quartier bon boo déggee Yeumbeul 52 Yeumbeul Nord la ñu xaaj def ko ñeenti pàcc bu nekk mu am coordinateur bu ko jiite loolu yëpp boo gisoo ñu def ko pour faciliter pour def porte à porte pour jege peuple bi pour wax ak nit ñi parce que politique du nekk ci dóore ay sabab wala di fecc ay baal déedéet politique da ngay jege sa accent xaw ma nu ñu koy waxee ci askan wax ak ñoom bañ a leen wax lu amul. waaw loolu ci approche bi la mais dama bëggoon nga wax ma yow. bi nga ci duggee ak léegi. lan moo tax nga dugg ci déjà ak bu doon ni da nga koy firndeel li nga ci dugg njëriñ li lan nga mën a laal ne lii de mën naa ne bi may dugg ci politique yéene woon naa ko te def naa ko. waaw sama bëgg-bëgg moo ma ci duggal. mais amul dara loo bëggoon. comme par exemple bi ngay def politique lan moo la ci dugg. li ma bëggoon mooy El Hadj Macky Sall. bi mu waxee. bi mu waxee. ma continuer waaw yow la ñuy déglu bi mu waxee mu ngi bëgg a jot réew mi. ak fu mu jëmale réew mi. bi ma ko gëstoo ma toog man ak sama njëgënaay. daf ma doy. dëgg la bi ma doyee ma dugg ci. d'accord. bi ma ci dugg tamit. séntu ma ci woon dara. mun na am dara bu mu fekkee ma jël mais séntu ma woon dara. mais comme nu waxee rek doy na ma moo tax ma engagé dugg ci politique. kon yow sa dugg politique maanaam njiitum réew mi moo la doy. moo ma doy. kese. waaw ak non lu kese. doy bi par exemple xam nga doy boo waxee doy da ngay xam nga ku nekk. booy laaj réew mi dina am loo wax nit ñi dina am foo jëmee nit ñi bi mu defee discours am damaa bëgg jot réew mi lii ak lii mooy sama programme boobu laa seet mu doy ma ànd ak moom. bi ma àndee ak moom tamit ba fi ñëw 2009 ba léegi boobu temps ànd ak moom yombul ku gëmul yàlla doo ànd ak moom parce que boobu temps boo duggee ci nit ñi boo waxee Macky Sall gars yi dañ lay ree. maanaam doy boobu programme bi doy la ndax mun nga ñu fàttali lenn loo ci jàpp loo ne lii de
su ma ci jàppee ci moom ànd ak moom ba mu jot réew mi yéene naa ko gox bi ma ne. waaw parce que li taxoon ma bëggoon bi mu waxee ma ànd ak moom. mun naa wax ne yëmbal fi ma nekk. boobu dafa doon inondé wet bi yëpp dafa doon inondé ñu yóbbu leen jaxaay. bi ñu leen yóbbee jaxaay man sama diggante ak bassin bi motagul fi 20 mètres mais kenn. parce que bu demee ba ndox bi ñëw ndox bi day walaan dugg ci kër yi première fois moom bu mu jëlee foofu la njëkk a defar ci li ma gën a neex. ci li ma jàpp dafa ñëw defar bassin bi def collecteur def lampe def lépp dafa ay ban ligne di ci toog. léegi leneen li ma la bëgg a laaj mooy. 11 ans yi ngi ànd ak président Macky Sall. ana ban njëriñ nga amal sa gox. boo amal na ma njëriñ. yow. waaw ban njëriñ man. yow wala gox maanaam ban njëriñ nga amal sa gox. ci ànd bi nga ànd ak président Macky Sall. léegi waaw léegi bi ma ànd ak moom ba léegi. njëriñ bi ma amal man. am na ay yow. non gox bi foog ngeen may ñëw. man wala gox xaaral ñu yéeg ñëwaat. baal ma Abou Tall baal ma ñu ngi ñëwaat léegi nii parce que dama war a dem foofu ca Touba Mbacké ci dëkk bu sell boobu jàkkaarloog correspondant yi nga xamante ne ñoo fa nekk jamono ji je pense que Abi laay àndal léegi nii Abi Sow ñu ràññee ko bu baax ci toi-même tu sais ràññee ko ci xibaar yi à partir de 13h Abi salaamaaleykum naka nga def foofu ca Touba Abi ñu ngi lay ziar. déggatuma. maa ngi lay ziar Abi. Nicolas. maa ngi lay ziar Abi. ginnaaw grande mosquée bi ñu ngi fii taxaw ni nga ko gisee rek nit ñi taalibe yi ñu ngi ñëw depuis sànq ba tey jamono ji nag cité religieuse bi mu ngi fees dell ak ay nit tey sax président Macky Sall fii la jullee juma. ba mu paree sax demoon na inauguration escadron bu gendarmerie bi nga xam ne moo nekk ci quartier boobu nga xam ne moom lañ dippee Thiawène. ci loolu nag waa commissariat itam ñoom def nañ conférence de presse ci boobu conférence de presse sax li fa tukkee mooy rek ni am na 276 doomu aadama yi nga xam ne jot nañ leen interpellé ci loolu nag ay diverses raisons moo tax waaye nag am na lu toll ci 31 accidents benn nit moo ci ñàkk bakkanam waaye tamit 8 personnes ñoo ci am ay gaañu-gaañu Nicolas jamono ji nag taalibe murit yi ñu ngi jugee ko fu ne di ñëw fii ci Touba Mbacké nem sax màggal gi dimanche la mais jamono ji Touba mu ngi fees dell rawatina jumaa ji nga xam ne xaburu boo bëgg a dugg rek da ngay rang bu gudd bu nga xam ne nga mën a dugg def li ngay def mën a ziar waaye tamit ñëpp ñi nga xamante ne si rek ñu ngi leen doon xaar ñu ngi ñëw ñuy fàttali rek des na rek suba mi nga xam ne mooy samedi incha allah waaye dimanche yi tamit di màggal Touba Nicolas. très bien mu nekk lu am solo li nga xamante ne jot nga ko yëkkati léegi nii ci liy xew foofu ca Touba waaye discours bi nga xamante ne le président de la République du Sénégal yëkkati na ko boo ci mënee dellu si waat mais aussi nga wax ñu rek wàllum prévention surtout lu jëm ci wàllum feebar yi wàllum santé naka lañ fa taxawee ndax xam nañ ne buñ ne màggal Touba moom day drainer des millions et des millions de talibés et pèlerins. Nicolas comme ni nga ko gisee léegi rek ñu ngi nii di leen ko wan Touba mi ngi fees dell wax naa ko léegi nit ñi fu nekk la ñuy bàyyeekoo di ñëw jamono ji nag koo yaakaar rek mu ngi fii xam nga dañ doon faxal di wax embouteillage oto mais fii ci Touba jamono ji embouteillage nit moo fi am ndax kenn amul sax foo xam ni da nga faa mën a teg sa tànk boo bàyyeekoo Daaru Marnaan Daaru Minam wala Daaru Xuddoos ba fii yëpp doo am sax foo aw ay wëti rek lu nekk façon moyen de transport bu ne taalibe yi ñu ngi koy jël ngir mën a déplacer wu fii ci biir Touba ngir wutali grande mosquée ngir rek amal seen ay ziar. Très bien merci beaucoup Abi Sow dinañ ci dellu si waat ci kanam tuuti incha allah ñu ànd ak yow ci lépp li nga xamante ne moo gën a fës foofu ca Touba muy la ville sainte bien sûr nga xamante ne fu mu toll nii des milliers et milliers de pèlerins ñu ngi quitté un peu partout à travers le monde ngir fekkee bés bu tedd boobu nga xamante ne mooy 18e safar ñu koy fêté foofu ca Touba tey nag ñu ngi ci li nga xamante ne moom mooy 16e jour bu weerum safar débat de la rédaction dinañ ko defee foofu ca Touba waaye question de l'heure aussi dinañ ko defee foofu
ca Touba lépp rek ngir sensibiliser lépp rek ngir waxtaanee lépp li nga xamante ne jëm na ci wàllum actualité toujours avec l'équipe dynamique de la DTV vivez toujours une partie de cette magie à travers nos programmes ñu delluwaat ci waxtaan bi nga xamante ne moom lañ leen waxtaanee toujours dans toi-même tu sais nous avons comme invité monsieur Aboutal coordonnateur de la zone Yeumbeul Nord 3e adjoint au maire de Yeumbeul Pape Ousmane. maa ngi la doon laaj sànq ne yow ban njëriñ nga amal ñi nga xamante ni tey ñoom ñoo la def leader ci gox bi nga nekk ci sa àndoo ak président Macky Sall depuis 11 ans ngeen ànd. waaw njëriñ bi ma leen amal rek mooy li leen président amal. parce que déjà Yeumbeul. yow doo président de. non waxuma man. c'est que man xam nga ku nekk boo defee dara. wala nga defal nit dara. xam nga loolu doo taxaw di ko wax parce que bi may def teguma ko ci loxo président teguma ko ci loxo leen ci loxo yàlla laa ko teg. donc man am na li may def doomu aadama boobu du ma taxaw ci télé di ko wax. xaw ma ndax dégg nga moo la dégg. waaw mais def bi mun na bañ a doon peut-être xëy na. moo def parce que man mën na bañ a doon xëy na am mais. genre ñi la topp yaakaar la ci wàllu politique ngay initier ay actions yoo xam dafa jëm ci setal gox ba. wala fexe ba ni Yeumbeul kat dootul salteeti wala vacances jot. nga fexe dajale leen ñu réfléchir ci jafe-jafe yi xam ne xëy na ndaw ñu ngi koy dund ci wàllu formation nga ne kat seen partenaire la ñuy dem fexe ba am ay financement jàppale leen ci wàllu wi c'est-à-dire réflexion yooyu nga xam ne dañuy dem ba à un moment donné duñu soxlaat sax di tàllal loxo mais dañuy mënal seen bopp yu mel noonu aussi. très bien war nga ko mën a. bon dinaa la ci wax ñett wala ñeent. ñi ma jiitee comme par exemple boo seetee développement ci jigéen ñi la gën fexoon naa ba ñu projet ay fourne jàmbaar. yi nga xam ne yooyu yu doon jar 10 000 non yu doon jar 15 000 ma dox ko ba ñu defal leen 9 000 te encore partenaire boobu léegi di leen di defal par 3 mois. ñetteel bi aussi fexe naa aussi bees soxna yi ñu am seen leket bi bu njëkk bu ñu amoon xaalis dañu doon bu ñu leen joxoon comme kii jox leen 100 000 ñu séddoo ko man ne ko li ngeen di def du noonu bu ñu leen joxetee 100 000 wala 50 000 di ngeen koy dajale. bi ñu ko dajalee ba pare ñuy natt ba léegi incha allah ku nekk ñu ngi financé ci seen biir léegi fu mu nekkoon juróom fukki junni ba léegi am nañu 2 millions wala 2 millions yu manqué tuuti. léegi ci loolu chaque premier jeudi boo jëlee léegi par exemple 30 000 premier jeudi da ngay indi 10 000 francs boo indi 10 000 francs nga teg ci 1000 francs muy 5% mu duggaat ko ci kees bi. ñaareel bi tamit bu ku baax ki ñëwee léegi jox leen 200 000 au lieu ñu seddoo ko dañ koy sotti ci kees bi bu ko defee léegi ñu jëloon banque pour parfois nga jël banque nga def taayale sa armoire wala seen loolu yëpp dañ fa loolu teg naa leen ci yoon yooyu am na ay formation yu ci ñuy defar ay ordre de service defar ay yeneen loolu yëpp yàlla dimbali nañu qualifié nañu ci loolu. ndax bu ngeen àndoon yéen ñëpp di def lii. di ngeen tal xëccoo xiiroo ŋaayoo comme ni ñu ko nemmee ko ci ay entre responsable yéen ñu dëkkee ci Yeumbeul. waaw xëccoo ak ŋaayoo bi xam nga adduna suñu borom moo sakk Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku fiy noyyi rek ngir moom moo tax nga noyyi kooku sax am na jafe-jafe donc koo gis ñu joxoon na rek xamal ne am na loo tekki ku tekkiwul dara kenn du la joxoon donc dama koy sante yàlla ma xam ne loolu yàlla moo ma ko man maa ko sabablu yàlla jox ma ko donc nag xeet yoo ak ŋaayoo bi du dara. parce que bu ma la waxee Yeumbeul Nord am na 58 comités sur les 58 ñetti nit ñoo taxaw ne man waruma am mais loolu dama koy sant yàlla parce que ñëpp bu ne gonga rek dana am lu la gàllankoor. d'accord très bien Mbaye Sène. xam nga monsieur Tall. man su ma la déggee ngay wax sànq ba tey. man wax ji duma ko comprendre parce que. wax nga léegi ne ñun ñëpp yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñuy dund. loolu wax nga ko waaye nag yéen da ngeen jiite fii da ngeen jiite te ñu gis ni problème bi fu ne la APR moom problème bi fu ne la du ma ne sax APR li muy gën a xóotal ne Benno Bokk Yaakaar problème bi fu ne la. yaa ngi wax sànq ne dekkal ngor nga commencé ànd ak nga xamante ne mooy président Macky Sall xam nga programme mu dekkal ngor dafa mel nii. dafa changé parce que diggante 2009 ba 2018 bii ñu nekk nii la ñu waxoon ci dekkal ngor yëpp gisuñ ko ña àndoon ak président Macky Sall dekkal ngor sax chaque 2 jours 3 jours nga dégg leen ñu génn kaas na ñun ba ñuy ànd ak président duñ pousse indi ay transhumants teg seen wet. yaa ngi wax léegi ne Pape Ousmane laaj na la ne la lan nga apporter sa commune nga ne du yow yaa looy wax
li ngay def doo ko wax sa commune mais yow lañ def 3e adjoint au maire ña la def 3e adjoint au maire dañ la fa teg pour nga indi leen quelque chose. ah lan lañ kon lan nga fa. dafa ne lan laa defal nit ñi la wax. waaw defal nit ñi waaw nit ñi kañ ñoom ñoo la fa teg. nit ñi kañ mooy askan bi. askan bi ñoom ñoo la fa teg wax naa ko li ma defal askan bi. waaw dégg xam nga tey ñoo li nga defal askan bi ay lekkat ak affaire yooyu nga ñu wax ñun xamuñ loolu. xam lan lañ bëgg a xam. mooy li nga xamante ne mooy lekkat ay lekkat ak fi ñuy cotiser ak affaire yi xam ñu lan lañ bëgg a xam. en terme d' infrastructure. en terme de dette. defal leen ba xam nga nit ki soo koy doo ko may chaque jour. da nga koy jàngal wàllu da nga koy jàngal lu ñuy nappee. mais dama jàpp ni monsieur Tall yéen seen discours yéen ñëpp da ngeen koy basé trop ci noonu ñun duñ def président mooy def te président teg leen fii ngeen jël baatu askan doo leen defal seen discours man laa comprendre. très bien kontaan naa xam nga yow nee nga 3e adjoint maire mais compétence maire yow xam nga nan lay demee duma la ko wax comme yow xam nga yaa ma laaj man je suis 3e adjoint maire boo nekkoon 1er adjoint maire aussi dafa am ku jiitee dafa am kuy signé dafa am kuy joxe man ci li ma mun ak li ma am laa mën a def. mais bu ma nee li maire yore dama koy nangu jox ko nii wala def loolu. du mën a nekk boobu déglu rek dama la expliqué. waaw déglu si loolu nga ma wax. parce que da nga ne nan laa defal de si adjoint maire. man nee naa la man ci li ma mun ci li ma daanu sama doole loolu laa ci mën a dimbalee mais li ci des ak fu sama compétence yem. parce que koo gis nit boo defee loo munul rek boo tëddee doo nelaw donc man damay politique mais damay def li nga xam ne lii laa mun li mu mun nag maa ngi koy def li mu mun nag maa ngi koy jëf du dëgg. li ci des li nga wax ñun mosuñu xaar président parce que man mosuma taxaw ñaan président wala wax ak président man li may def duma ci xaar kenn ci 52 li ma ci war a def sama kër foofu mooy 16 bi yëmbal 52 mosuma ci xaar kenn li ma ci war ci def dama koy def li ci des nag boo ma laajee commune bi lu mu def boobu mun naa la wax commune bi lii ak lii la def mais boo defee individuellement rek man xam nga ne mënu ma def parce que man yoruma mairie yoruma budget wax day leer boo ma ne nag commune bi li def nga laaj ma globalement ma wax la commune bi lii ak lii la def mais boo bëggee man mii nga xam ne je suis 3e adjoint maire yoruma signature yoruma budget boo ma bëggee ma def la wala defuma dara wala defuñu dara wala ñu ngi xaar président non bokkul. kon jàpp ngeen ne yow président Macky Sall dina am 2e mandat nii. président am na ba pare incha allah. fan nga ko teg. fi ma ko teg. ci jëfam. ñun ñi wéruñu. oh non ñun ñi jàngiwuñu. yow yaa wéru. ñëpp a ngi grève. waaw man boobu heureusement wéeruma sénégalais la. waaw heureusement wéeruma sénégalais la. voilà waa justice ñu ngi grève. waaw. waa santé ñu ngi grève. waaw. xale yi jàngiwuñu. waaw. ñun ñi ko yaa ngi bëgg a faju doo wér. bien que man wéeruma jërëjëf. problème yi nga xamante ne bii nii ràññee nañ ko fii yow ak yow ñëwee nga tiim monsieur Tall sénégalais yi. naan leen président Macky Sall def na fi nangam ak sangam. ak yow ñi nga jiite ñëpp da ngay wax ci télévision. ak lii ñu koy wax yëpp yow ñëwee nga tiim sénégalais ne leen jox leen président Macky Sall 2e mandat yow war ñëwee nga wax loolu. pare nga. waa pare na question bi. tontu Pape Ousmane nga ma ne li ma bëgg mooy. waxuma yow li nga bëgg dama ne non ma ne li ma la bëgg xamal laa wax. président Macky Sall. lu ma def kenn du ko jeex. yow nee nga defulu la dara. néew ma man. waaw déglu rek man du ma justice. non si non. man du ma jàngale kat man jàngiwu ma. mais gis nga wax balaa muy neex sénégalais la ñuy nekkal askan bi ñuy wax balaa muy neex. xam nga soo nee man xam nga toog télé rek ngay wax li nga xam ne. waaw bul ko centré ci man amul benn. waaw monsieur Tall bul centré wax ji ci man. xam nga man dama la ne man du ma justice man du ma avocat du ma procureur du ma magistrat. mais yaa leen waxal. waaw damay laajte. waaw boo laajtee yoo laay tontu. justice wala nga woo justice mu ñëw fi ma tontu. waaw. waaw tontu wala justice mu ñëw tontu wala magistrat mu ñëw tontu yow yaa wax yow laay tontu c'est clair. waaw li ma bëgg mooy xam mooy dama lay wax rek sa diggante ak yàlla. boo xaw ma ban fonction nga yor yow xaw ma fonctionnaire nga xaw ma lan nga. mais boo waxee sa diggante ak yàlla Macky amul ku ma deflu ci Sénégal ku fi jënd gaz sa dina am lu weccet bu des sa poche ceeb diwlin. essence bi ngay dawal mais loolu moo tax ñu teg ko ci bopp réew mi. bien vrai mais bu ñu waxee tamit bu ñuy waxee nag nangu leen def na ko. d'accord mais lu bon kay mooy. ñu ne ma déglu rek moo la déglu ma wax. yow rek laay déglu maa bëgg moo la. waaw bourse familiale man barki démb laa jógee bourse. kii Dingiraay. boobu man bu ñu béyee ba pare pour nga génnee mboq ci foofu il faut nga fay 700 ou 800 francs serre mu génn la ci tali bi. lépp def na ko ak si ay tali raana. léegi da ngay jaay sa mbokk léegi nga teg ko ci oto mu indi la Dakar da ngay jënd sa xaal léegi dakk nga indi ko loolu mooy développement. fleuve fi ma nekk boo yeewoon tey ku dee nga ne ma fleuve am na tali kenn du ko gëm
daane maayo bu ñu ñëwee ba Madina Njaaj bi bu nawet ñëwee foofu ngay wàcce nga dugg gaal dugg ak seret. waaw mais da ngeen fi teg pour lan. waaw mais nag bu ñu tegee nag bu ñu defee doo ne gong. waaw mais non da ngeen fi teg. boo ne ñeme naa wax. man maa ñemee wax. man rek maa ñemee taxaw wax. man te li may wax yëpp dama ci duut baaraam. d'accord comme d'habitude wax di ay inventé yooyu ñun passé nañu foofu. parce que man j'ai 62 ans. d'accord ci sama bàmmeel la taxaw. donc lu may wax damay wax bu ëllëgee bu ñu mënee jógal ci sa bàmmeel bi fekk dama ko ci jaar. très bien merci beaucoup léegi waaw oui Papa Ousmane mu def la dernière question. dernière question parce que ma wàcc léegi. léegi question bi ma lay laaj ñaar. soit dama lay bàyyi nga tontu ci ñàkk a déggoo bi ñu wax ni dafa am sa diggante ak maire ba fa nekk ba jur coow li wala mu bàyyi la nga wax ci lenn loo xamante ni sànq laal nga ko muy waa Dande Maayo nga xamante ni ci île la ñu dëkk ña fa dëkkee seeni doom dañuy toog ba am 12 ans soog a am këyit parce que tout simplement foofu noonu ndox la amuñu possibilité dem ak ñëw ma bàyyi la nga def benn appel. d'accord bu fekkee ni ci ñaari bi nga jàpp ni moo ci ëpp njëriñ nga tontu ci. ñoo ñaar yëpp am na njëriñ. ah te ñaar yëpp mun naa ci wax dara. benn laa bëgg nga wax ci. waaw benn bu dee benn nag li ma indi moo tax ma koy wax. parce que man fii laa nekk Dande Maayo milituma foofu. kon waaw. wax day leer. xale yoo xamante ne 12 ans la ñuy toog. am ñaar yëpp laa lay tontu wala ma tontu li tax ma ñëw fii. ay ca dema. d'accord waaw dema ma tontu Dande Maayo. waaw Dande Maayo ku la wax loolu man foofu laa juddoo moi j'ai né à Kaskas. en 1956. mais 57 laa def ci sama kay. ci arrondissement laa nekk. Fuuta amul kenn ku juddoo foofu te amul kay juddu loolu amul. dañuy toog ba 12 ans. waaye loolu musul am. loolu musul am. ah bon parce que Dande Maayo y a deux arrondissements y a Salne y a Kaskas. donc ñun boo jour bi nga juddoo jour boobu ngay dem arrondissement boobu temps arrondissement la léegi ñu defaat ko sous-préfecture dégg nga ngay dem ñu déclarer léegi mairie moo ko yore donc ku wax loolu day wax lu ko neex. ñu ngi lay dégg. dégg nga li ma la sama baat ci kaw. waaw man foofu laa déclaré wax bi ma juddoo amul kenn mais nag fii am na fii da ngay gis fii ku doomam juddoo fii du dem déclarer. d'accord mais doomam am sikki am na fii. très bien donc boo négligé bi nga xam ne bés a date bi jee wala 6 mois yi jot jugement lay doon. jërëjëf donc li may wax tamit ci li nga wax. pour ñàkk déggoo man tontu naa la man awma ci benn xarmal la ci maire. gannaaw yàlla maire bu dee 100 la. les 95 man la abuta waaw man awma ci benn xarma yàlla. mais Daouda Ndiaye Daouda Ndiaye amuñu benn problème. te duñu mus a am problème parce que sama doom la bu mu soxlee dafa ñëw sakku ma jàppale ko mu nekk maire. dégg nga li ma la wax. musuma am ci moom problème. d'accord li ci des nag am nañu nekk ci nga xam ne ci 52. ñooñu ñooy indi ay problème ñooñu ci Abdourahmane la ñu nekkoon. ñu ñëwaat ci parti bi bëgg a dem encore ci Thierno Alassane Sall. bëgg aussi séparer ñu ndax ñu am lu ñu yóbbaale. très bien léegi nag li ci am moyen. boo gisee xel ñaaw dañu jege maire. loolu ma takk xel suñu xel ñaaw. jërëjëf ñu ngi lay sant dinañ ci dellusiwaat léegi nii incha allah monsieur Abou Tall muy coordonnateur de la zone Yeumbeul Nord 3e adjoint au maire de Yeumbeul li ñu nekk di waxtaanee jëm ci APR commune Yeumbeul Nord entre tension division et manque de perspective mu nekk lu am solo ñu àndoon ci ak Papa Ousmane Cissé moom mi nga xamante ne dafa wàcc dem préparer li nga xamante ne mooy xibaaru mbarax bi ginnaaw xam nañ ne Modou Mbacké jamono ji mu ngi foofu ca Touba moom ak Aboulaye Ndiaye ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen nuyu très rapidement ban jàngat nga am ci waxtaan bi nga xamante ne jot nañ ko seq léegi nii ak waa pouvoir muy monsieur Abou Tall en tant que artiste di citoyen di porteur de voix gis-gis bi lan la gis-gis bi mooy maanaam lépp ñëpp lu ne ku ne dacaa ne kon duñ ko petoo dañ ko war a pencoo d'accord waruñu koo pàccoo aussi waruñu koo pàccoo aussi mooy comme li kii wax maanaam bu ñu la falee ngir askan wi da nga war a liggéey ngir askan wi d'accord waaye waroo liggéey ngir say militant wala say nit yoo xamante ni maanaam yow say nit lañ daal dafa am fenn foo sentir dama koy sentir ci réew mi parce que dafa mel ni Sénégal waa APR rek maanaam ñooy Sénégal ci jamono ji ñu nekk ci lan nga ko seetlu noonu non dama ko seetlu ci lépp ba ci ndimbal yi ñuy def ak yëpp boo nekkul APR moom yow bul espérer yow bokkoo d'accord mais nag xam naa ne nag Macky Sall doxewul noonu Marème Faye Sall itam doxewul noonu xam naa ni ci dirigeant yi la quoi xam nga gars yi daal ñoo war a waaw xam nga non Macky Sall moom doxew moom président waaw astafirullah maa ngi jégalu président son excellence waaw monsieur le président yaa ma def noonu waaw xam nga waaw xam nga
moom doxewul noonu. moom gis nañu day partagé. jabaram itam day partagé. macha allah xam nga. d'accord mais bu ñu bëggee Macky Sall am beneen mandat. da ngeen di partagé ah. très bien il faut ngeen partagé bagage yi. très bien merci beaucoup Barzane. Barzane dinañ ci ñëwaat léegi nii incha allah ànd ak Abou Tall ba tey ndax ñu ngi ànd ak Mbaye Sène l'international nga xamante ne ci wàllu politique aussi am na ci ay xalaat bu baax a baax moom it dinañ ci waxtaan ak moom bu baax Pape Ousmane on te remercie et puis on se retrouve lundi incha allah bu neexee yàlla. Tout de suite, bien sûr, une petite page de pub et retour dans Toi-même, tu sais. defoon nañu ko 2015 def ko 2016 dàbbali ko 2017 seen télévision DTV nara dellooti buum ca boy boy ba ci màggalu Touba ak 2018 gi nawoon fa woon njëkk fa mujj fa ci dëkk bu sell bii di Touba nara mobiliser équipe bu am solo desk religieux bi rédaction bi technicien yi caméraman yi son ak vidéo mobiliser wu ni ila Touba ngir ngeen dundu dëgg-dëgg màggal gi ay plateau spécial documentaire reportage ak décryptage ànd kook ay kàngam ay boromi xam-xam ci yoonu murit DTV yëmu ca li ko tàmbale benn fan ba fukki fan ak juróom-ñaar safar saa yu 21h jotee da ngeen am plateau bu am solo lépp jëm ci njàngalem Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ñu koy seq ak ay boromi xam-xam lépp ngir waajal màggal gi DTV fàttewul ca sport sénégalaise bi fu ci waay mën a nekk àndal ak DTV ngir dundu dëgg-dëggi màggal gi màggal Touba 2018 fii la ci seen télévision DTV. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما بوكي جلني sant yàlla ak delloo ko njukkal ci ay xéewalam yu limu yu nëbb ak yu feeñ wareef la ci bépp jullit bu góor ak bu jigéen loolu moo waral groupe Excaf lëkkaloo ci ak rajo Dunia RDV ak DTV ak Soxna FM ñoo leen di yégal te di leen woo ci bisu sant yàlla bu baaxoo nañ di ko amal at bu ne ren ñu fas yéene amal ko naka alxames benn fan ci novembre su 9h ci suba jotee ca stade Marius Ndiaye ay borom yi xam-xam ak i gëstukat yu mag danañu fa amal ay waxtaan ci maanaa yi nga xam ne moo wundu baatu laa ilaha illallah ak baatu astaghfirullah ak baatu alhamdulillah jamaatul hamdi wa sukrillah di diggale waxtaan yi ci ay zikar ak tag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam salaatu tasbih di julli gu am solo gu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko dénkoon xeet wi daañu ko fa amal suñu ci noppee daañu ñaanal suñu bopp ñaanal way dawli yi ñaanal suñu réew ak mbooleem réewu julli ñi ak àdduna bi yépp alxames lay doon benn fan ci novembre su 9h ci suba jotee ci stade Marius Ndiaye groupe Excaf ànd ak rajo Dunia RDV ak DTV ak Soxna FM di ci woo mbooleem jullit ñi والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Pour la deuxième manche dans Toi-même tu sais le rendez-vous incontournable Toi-même tu sais yaa ma gën a xam wala maa la gën a xam lu mu ci munti doon ñu waxtaanee ko sur ce plateau ndax Sénégal rek ñu tax a jóg réew moo xamante ne kenn du ko pàccoo dañ koy pencoo loo ci munti gis ñu waxtaanee ko di remercier les Sénégalais de l'extérieur de la diaspora qui nous suivent grâce à l'application DTV Sénégal ou le site internet www.dtv.sn Sanga TV partenaire de la DTV di leen fàttali ba tey ñu ngi ci promotion bu am solo bi nga xamante ne à la place de 10 000 francs c'est 8 000 francs jusqu'au
31 octobre 2018 pour les 2 mois ndax xam nañ ne weer bu jot da ngay fay junni waaye dañ la defal promotion ngir màggal Touba bi ñu ne ñaari dinañ la may ñeenti téeméer ci li nga xamante ne moom mooy ñaari junni di leen fàttali abonnement bi décodeur bi mu ngi jar 25 000 francs CFA boo ko jëndee ñu jox la décodeur jox la carte SFR chaîne sénégalaise yi moom doo ko fay c'est en gratuité même boo fayul sax da ngay mën a seetaan toutes les chaînes sénégalaises yi nga xamante ne ñoo nekk ci bouquet TNT by Excaf waaye junni ngay fay weer bu jot ngir nga mën a seetaan les autres chaînes jëm ci wàllum divertissement dessin animé ba ci religion lépp rek ci bouquet TNT by Excaf am nañu chaîne bu bees bu ñu leen génneel muy Théâtre TV nga xamante ne lépp lu jëm ci wàllum théâtre dafa nekk ci bouquet TNT by Excaf. On est toujours en compagnie de Koura Bokoum esthétique beauté et bien-être tey nag moo war a waxtaanee les bienfaits de l'eau pendant la période de chaleur c'est important ngir mu sensibiliser ci encore une fois parce que ñu ngi jëm ci Magal Touba l'international Mbaye Sène administrateur et sport inter qui prépare le lancement le 10 novembre 2018 foofu ci hôtel Fleur de Lys ñu ngi ànd ak ba tey Abou Tall coordonnateur de la zone Yeumbeul Nord 3e adjoint au maire de Yeumbeul. Notre artiste invité s'appelle Barzane de son vrai nom Mortala Diaw natif de Saint-Louis jamono ji mu ngi yeewoo foofu ca Kër Massar tey nag mu ñëw indil ñu album bi nga xamante ne mu am solo composé de 7 titres mais album bu mucc ayib boo xamante ne dinañ ci fekk ay diversité musicale tout simplement ndax sàkku ngërëm la wax te kuy sàkku ngërëm moom defe naa da ngay dem ca kaw ca kanam ci lu baax léegi dañuy ànd ak Koura Bokoum dans esthétique beauté et bien-être c'est maintenant. Koura. voilà. sañ seekti nga de. xam nga ku la tagal tag li yëpp ci safar bi 16e jour tey mooy 16e suba samedi muy 17 ñu jëm nag ci bés bu mag bi muy dimanche 18. effectivement ñëpp xam nañ ne xew-xew bi lenn rek la muy grand magal de Touba. màggal gi yegg si na mu tombeeg période boo xamante ne di jógee fu nekk si àddina bi di dem Touba population bi di gën a danse tàngaay bi di gën a yokk moo tax tey damay conseil damay jox ay damay indi samay conseil yoo xamante ne jox askan wi pour ñu mën a sukkandiku ci loolu mën a am bien-être parce que Nicolas ñëpp xam nañ ni tàngaay bi day tax nit ñi dañuy ñàkk te li ñuy ñàkk dafay bëri te booy ñàkk da ngay génn ndox ci sa yaram te ndox boobu ngay génne ci sa yaram daf lay affaiblir loo day tax da ngay déshydraté moo tax dañu war di naan beaucoup d'eau il faut que ñuy déshydrater Nicolas effectivement parce que waruñu xaar ba mar war a naan ndox dañu war di naan ndox tout le temps boo génnee si bedd mi Nicolas poussière baa ngi fi naaj bi le soleil tape fort gasoil bi yëpp xam nañu produit chimique bi nekk ci gasoil bi baaxul ci doomu aadama yi te dañu war di sax sol yére yoo xamante ne c'est en coton pour mën a aspirer ñàkk bi ñuy ñàkk boobu wala loo wax Nicolas loolu noonu dafay indi problème sax ci suñu peau non seulement baaxul ci suñu santé parce que rhume dina la yomb mais dafay dem ba boucher pores yi nga xamante ne moo nekk ci sa peau bay tax ba ñàkk bi nga war a ñàkk doo ko genre ñàkk bi nga war a ñàkk bu demee ba port bi dafay boucher sueur bi dootul génn non seulement di nga am ay boutons ba pare loolu bu yàggee mën na la jural fièvre nga am tàngooru yaram te loolu Nicolas ñëpp xam nañ ni jamono ji dañu nekk ci am na épidémie bu nekk ci dëkk bi muy la dengue mu nekk loo xamante ne benn moustique moo koy joxe moustique bi nag soxlawul muy nekk ci ndox bu tilim day nekk ci ndox bu tilim day nekk ci ndox bu set kon kenn mënu mucc ci moustique boobu moo tax taataa daal lay bañ moo tax ñu ne feebar boobu mu nekk grippe tropicale maanaam feebar la boo xamante ne ci tàngoor gi la te nekk nañ période tàngaay boo xamante ne foofu ñuy wut ay prévention moo tax ma joxe astuce bi ku nekk mën na ko mën a def pour mën a muccal sa bopp ci grippe bi mooy da ngay jël li nga xamante ne moo di ngeer foo dem di nga ko fa am ci boutique yeeg ci marché yi foo mënti dem di nga am ngeer ça coûte que 100 francs nga jël ko daal di jël feuille yi nekk si ngeer bi nga jël sa 5 doomu citron dagg ko pressé ko ci ngeer bi tàngal sa ndox ba mu tàng nga jël ko sotti ko ci def ko infusion di ko naan pendant 3 jours chaque matin et chaque soir loolu boo koy def non seulement di nga muccal sa bopp ci grippe bi ba pare bu fekkee grippe bi xas na la dal mën na la dimbali ba nga génn ci parce que nekk nañ ci période boo xamante ne boo farluwul ci sa bopp leneen ak leneen mën na la dal te màggal Touba ñëpp xam nañ ni askan bi ñëpp
dañuy dem pour liggéeyal Serigne Touba duñu ne voilà effectivement duñu ne naaj bi tàng na duñu génn dañuy génn ci naaj bu tàng bi dañuy dox ci naaj bu tàng bi bu seet beeg loolu lépp te loolu kenn mënu ci mucc li koy muccal daal nga sauver ci sa bopp ci kaw ci sa wér-gu-yaram da ngay naan ndox day naan ndox lu bëri loolu daal laa la indi woon sama mbokk taalibe yi ñu nekk Touba ñu gën a bàyyi xel ci loolu ñu utiliser beaucoup d'eau pour sauver. Très bien, c'est important ci li nga xamantene mom la indi tay jox ko mbokk talibé yi nga xamantene c'est des pèlerins et des pèlerins yi nga xamantene ils quittent un peu partout à travers le monde pour rejoindre la ville sainte de Touba. Donc ndox bi nga xamantene mom lay conseiller baxna ngir ñu baña déshydrater parce que tout simplement en ce moment la chaleur tape excessivement forte donc mu nek lo xamantene dañ ci wara mëna bayyi xel donc ndox bi nga xamantene mom lañu indil nek na luñu wara mëna gis suñu bop. Barzane yow nek nga kuy naan lu bëri en général. waaw ndox moom dama koy consommer lu bëri. D'accord. parce que comme ni ko soxna si waxee rek maanaam fu ndox am ci suuf dund am na fa scientifique yi sax bu ñu ñii kiy dem ci yenn planètes yi. nee nañu terre bu ñu découvrir. waaw maanaam planète bu ñu découvrir gis fa ndox xam nañu foofu nit mën na fa dund. waaw am na benn parce que l'eau est vitale. Absolument. am na benn planète bu ñu découvrir jamono yi. ñu koy tuddee planète Mars. tubaab bi sax nee nañu am nañ ñu fa war a mën a dund waaye ba léegi gisaguñ fa ndox. nee nañ daal fii ñu découvrir nii daal. dafa mel ne am na ñu fi dëkkoon. waaye ba léegi gisaguñ fa ndox. D'accord. kon dund mën a gu fa am. Très bien. kon ndox mooy dund. fu ndox am rek dund am na fa. Très bien, incolore, inodore et sans saveur moom lañ doon jàng. On se souvient ci école élémentaire du ñàkk monsieur Tall wax ñu moom naka la def ak ndox. bon ndox moom boo waxee ndox rek ndox mooy lépp. fu ndox amul rek dara amu fa. D'accord. parce que nit bu sangul sax bu la rombee doo mën a noyyi. ah musiba day am de. li ci des aussi. comme ni sama jarbaat bi waxee rek. toujours booy ñàkk na nga naan lu bari. parce que lu génn rek boo naanee dina ko remplacer. Très bien. mais boo jéemee daw rek. D'accord. ñàkk bi ndox bi génne sa yaram. ndox bi ngay naan la. te nag boo ci yokkul rek. yaa ngi wàññi. Tout à fait. donc nag. te ku yokkul yaa waaj. te foofu moom soxloo ñu ko waaj. sama jarbaat bi. D'accord. mention très bien. ah bon mention très bien. c'est important merci beaucoup Mbaye Sène yow moom ba ci biir oto bi sax da ngay yow am sa ndox boo yóbbaale. man damay naan rek. waaw yow moom. moi je bois beaucoup. dëkk. waaw je bois beaucoup xam nga sax Nicolas. en tant que sportif aussi ça se comprend. en tant que sportif ouais, je bois beaucoup moi je bois beaucoup. et balaa ngaa xam ne sax ni ndox moo important soo maree lu ñu la munti indi soo naanee ndox da ngay bien. billaahi. waaw ndox moom c'est autre chose. dëgg la ndox mooy boisson boo xamante ne bii mënuloo koo remplacer. dara ndox c'est important et c'est sur tous les plans. su mon ami grand Tall wax na ko léegi nii. wax na léegi Maodo mu ngi wax naan mooy raxas ay rein. ay lépp lay def lépp dafa baax. dafa baax ci insuffisance rénale. ndox dafa baax waaw dégg nga ko boo comme schéma bi nu mu ko dessiné. waaw nu mu ko waaw jox lu am solo. te nag surtout grand Tall nu mu ko waxee. ndox dafa am importance si nit. soo toogee ñaar ñetti fan ndox jaarul sa kaw beneen affaire la si tàngaay bi. ba pare encore foog ngay naan da ngay am ay ndox daal c'est autre chose. tout à fait ndox daal c'est autre chose. absolument c'est important. c'est important. Très bien et pour terminer Koura. waa pour fekk si rek li ñu wax léegi ndox am solo gi mu am solo. day rafetal sa teint Nicolas. ba pare dina la muccal ci feebar yu bëri. muy diabète muy insuffisance rénale luy mënti doon rek booy naan beaucoup d'eau di consommer ndox bu bari dina la ci dimbali. parce que nekk na loo xamante ne c'est vital comme ni ko waxee sànq. dafa bokk ci suñu vie. xale sax bu juddoo ndox la ñuy njëkk a tokkal ci gémmiñam. jërëjëf Koura ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci chronique bu am solo bi mode et beauté mu jëm ci esthétique et bien-être. C'est important tous les vendredis muy joxe rendez-vous donc xam naa ne vendredi prochain moom fekk ñu jugee màggal ba ñëw incha allah mu yokk cere dolli ñeex ndax loolu mooy toi-même tu sais c'est l'heure de l'actualité sportive nationale et internationale en présence de l'international c'est maintenant. Nous démarrons l'actualité sportive avec le basketball NBA, affiche de cette nuit. Effectivement, on va donner les affiches de cette nuit à 23h Charlotte, Chicago, à 23h30 New York, Golden State, à 23h30 toujours Toronto qui reçoit Dallas, Houston face à Clippers et à 0h Minnesota face à Milwaukee. Ça c'est le programme de cette nuit en NBA.
Après NBA, nous passons en football. Équipe nationale, publication, liste des 23 joueurs de notre sélectionneur Aliou Cissé. Liste bi nga xamantene mom la ñëpp di xaar. C'est pour dem feulé nga xamantene mom moy avant dernier match éliminatoire Coupe d'Afrique 2019 feulé ci Cameroun. Le Sénégal est déjà qualifié depuis 2 à 3 semaines en arrière. Bu ñu démé gagner équipe bi nga xamantene bi ni mom moy Soudan dëkkam gagné won ko fi. Aller et retour Sénégal qualifié. Maintenant c'est face à la Guinée équatoriale match boobu la ñuy dem jouer ji le 11 novembre fële Aliou Cissé on pensait que ni dina indi yeneen xale yu bees pour mun a essayer waat mais non c'est la continuité parce qu'il a dit on n'a pas le temps de refaire une équipe ñu ngi jëm ci 29 match benn compétition bu am solo. On maintient les cadres, on maintient les habitués à l'exception de Alfred Ndiaye qui n'est pas sélectionné pour cumul de cartons. Mais la surprise c'est sur le côté gauche. Sabali est toujours présent mais Adama Mbengue n'est pas venu cette fois-ci, remplacé par le sociétaire de l'OGC Nice. En l'occurrence Racine Kouli qui a joué les 2 matchs le Soudan aller comme au retour loolu mooy li nga xamanteni mom moy nouveauté yi kii nekk fi Alfred ñëwul Assane Diouf moom moo ko remplacé pour Saint-Étienne, c'est un revenant mais toujours ce sont les mêmes personnes qui sont appelées par le coach Aliou Cissé. Après football équipe nationale du Sénégal ñu leen di ñaanal ndam bu kawe seen njott ndax xam nañu ne ñu ngi góorgóorlu bu baax a baax ànd ak seen sélectionneur national muy Aliou Cissé ñu jàll ci Formule 1 Grand Prix du Mexique. Max Verstappen pour les essais libres et devant on n'a pas vu Lewis Hamilton, ça prouve que ni est-ce que la défaite de la semaine dernière fële nga xamante ne moom mooy États-Unis est-ce que bàyyi na ko ba tey di wax ni demain c'est le Grand Prix de Mexique on s'attend à voir ki nga xamante ne mooy Lewis Hamilton remporter son 5e championnat du monde mais actuellement beaucoup de essais il ne s'est pas très bien placé. En tout cas dimanche soir ça sera une très belle course. Hamilton veut plier rapidement l'affaire. Sinon, il y a la menace derrière. Très bien, et nous allons terminer avec le championnat, les championnats européens. France, le choc Marseille-PSG, épargne Espagne, le Classico, Barcelone, Real de Madrid. Tenu en échec au stade Vélodrome par cette équipe du Napoli, à la dernière minute, Angel Di Maria a délivré les siens. Un magnifique but face au Napoli de Carlo Ancelotti et de Kalidou Koulibaly dans la foulée qui a réalisé un match extraordinaire. Dench Mbappé, Dench Neymar, Paqueta Cavani. Le Kalidou Koulibaly, l'international sénégalais def, ça prouve que le Paris Saint-Germain doit venir très très fort pour le stade Vélodrome sans ses supporters. Le Paris Saint-Germain va aller défier une équipe de l'Olympique de Marseille, une bête. Bon, dañ ko abattre demb parce qu'ils ont perdu face à la Lazio de Ciro Immobile, la Lazio de Simone Inzaghi, frère de Pippo de Filippo Inzaghi. 3-1 au stade Vélodrome. L'Olympique de Marseille n'a pas très bien préparé le Classico face au Paris Saint-Germain. Ça sera dimanche. Olympique de Marseille face au Paris Saint-Germain. En tout cas, les deux équipes, ils n'ont pas séduit pendant cette semaine, que ce soit en Ligue des Champions ou bien en Europa League. Ils doivent rassurer leurs supporters, que ce soit les Parisiens ou les Marseillais. Et l'autre derby, c'est le Classico en Espagne. Ça fait 7 ans, on attendait toujours de voir Cristiano Ronaldo, le natif de Madère, le père de Cristiano Junior, face à Lionel Messi, le natif de Rosario, le père de Thiago. Mais cette fois-ci, il n'y aura pas de Messi qui est blessé pour 3 semaines. Il n'y aura pas de Cristiano Ronaldo qui a quitté le Real de Madrid pour la Juventus de Turin. Ça sera en tout cas un match, on dit qu'il n'y aura pas cette saveur naturelle, mais il n'y aura pas cette électrique. Il n'y aura pas ce duel électrique, mais il faut reconnaître que le Real de Madrid face au Football Club de Barcelone reste toujours un match magnifique. Bien et sûr. Ça sera au Camp Nou. Sans Lionel Messi, Cristiano Ronaldo parti à la Juventus de Turin, mais il y a les Gareth Bale, il y a les Karim Benzema, il y a les Isco, et de l'autre côté, il y a des joueurs comme Luis Suarez, Coutinho et Ousmane Dembélé. C'est vrai que toujours ça va être un très bon match. Le Real de Madrid qui est sur une phase qui n'est pas du tout très bonne, car ils ont battu le Victoria Plzen, certes 2-1, mais difficilement. Et on se rappelle que lors des 5 derniers matchs, ils ne se sont pas imposés. À un moment donné, on parlait de la démission ou bien le fait de rompre le contrat entre le coach Lopetegui. Il a la chance de revenir très fort, mais en face, il y a un certain Ernesto Valverde qui n'a pas encore dit son dernier mot. Voilà, très bien. C'était en compagnie de l'international Mbaye qui prépare le grand lancement de 10 novembre 2018 au futur. Hôtel Fleur de Lys, c'est toujours avec l'administrateur eSport Inter. C'est important. Ce sera un grand rendez-vous parce que tout simplement, il y aura des icônes de pratiquement tous les secteurs. De Nigno, le Bob Dylan de la musique africaine. Moi, Ismaël Lo, dina fa nek inshallah mom mi nga xamantene tay nak momo invité won agn ma demone fofu ak maman Afa Diallo maa ngi leen di nuyu bu baax di leen sargal di leen jaajëfal ak maman Véro Barzane.
perspective projet lan la ñu mën a xaar après un album composé de 7 titres nga génne ko en 2018 pour quelqu'un qui a démarré sa carrière en 2007. waaw li ñu mën a xaar ci man mooy nañu comme ni Barzan day doog a tàmbali maanaam li nekk ci biir mu ëpp li mu waneegum. kon sénégalais yi nañu xaar ni Barzan a ngi ñëw. d'accord. waaw te. mu ngi ñëw yegg si na ba noppi. waaw album bi sotti na. 7 titres la album bi sotti na sàkk ngërëm. waaw léegi nag ban yegg si nga bëgg te yow. waaw léegi kay fu mu toll nii ñuy wax projet bi naka ngay dérouler promotion wu album bi ndax da nga am ay endroit yoo war a jouer ndax dafa am concert boo war a def soirée et cetera. loolu la ñuy xaar magal gi xam naa ni bu jàllee. ñu ngi préparé def benn Sorano. d'accord waaw. jàpp ko ñu date bi nag mais dañuy bàyyi ba magal gi jàll. incha allah ñu waxtaan ci ñu xool nu ñu ciy liggéeyee ñu jàpp ci. amul benn problème amul benn problème. àdduna amul solo. amul benn très bien sa kàddu bu mujj lan la. sama kàddu bu mujj mooy jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf yow mi ko wax jërëjëf borom Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul. di ñaanal ñëpp dem ci jàmm ñëw ci jàmm di ñaanal Serigne Mountakha Mbacké mu yàgg fi loolu te ànd ak wér. di ñaanal itam sama Serigne sama yaakaar Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni. ndeysaan mu yàgg fi lool te ànd ak wér waaw jàkkara mu yàgg fi lool te ànd ak wér waaw di ziar nag suñu waa kër waaw ku ci mel ni waa Kër Massar waa Kër Massar yëpp maa ngi leen di ziar waa Jaxaay waa Malika waa ñëpp maa ngi leen di ziar bu baax a baax fàttewuma kenn di ziar sama nijaay ak soxnaam Njaay Daara d'accord ak soxna Ñime Ngom doomam Mamati Njaay ak ñi ma jàppale nag d'accord ñëpp maa ngi leen di ziar ñëpp waaw di ziare Biram sama tëggkat xam nga ak ñëpp daal ku lim da ngay jum mais maa ngi ziare ki nga àndal nu mu tudd ki la gunge waaw gis nga ki ma gunge mi ngi tudd Pape Samba Bazonga Pape Samba Bazonga waaw Pape Samba Bazonga moo tax Pape Samba Bazonga maa ngi lay gërëm di la sant waaw fii di la gërëm di la sant ci taxawaay bi ak sa tata Marème Diagne maa ngi koy bëggee bu baax a baax mët na sëkk jërëjëf ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax di la jox rendez-vous très prochainement inchallah il s'appelle Mortala Diaw de son vrai nom natif de Saint-Louis ñu gën ko xamee ci Barzan génnee na album tuddee ko Sakko Ngërëm en 2018 composé de 7 titres muy album bu am solo def na ci benn vidéo muy sant Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ndax xam nga jamono ji ñëpp a ñuy daw di wuti foofu nga xamante ne mooy bërëb bu tedd bi muy Touba Mbacké dañuy bàyyi monsieur Abou Tall en tant que coordonnateur de la zone Yeumbeul Nord 3e adjoint au maire de Yeumbeul mu def un message à l'endroit des Sénégalais qui nous regardent ici et d'ailleurs c'est quoi le message monsieur Tall. bon sama message avant tout borom kër gi ki créé woon kër gi maa ngi koy ñaanal yàlla Alaaji Ben Bass Diagne yàlla na ko yàlla xaaree le grand visionnaire de l'Afrique parce que gis nga nit man dégg naa ay jéego am ba muy dund kooku du nit te man boo soxorul boo gisee julli di def lu baax war nga ko ñaanal waaw moom de maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla xare àjjana la mu teel a dem àjjana yu gën a kawe la mu teel a dem daal la ñuy jooy ba tey bon man li may wax rek li wala fii di wax rek ku jiite rek ñu ne la nangam wala nangam waaw loolu du ci ñàkk nee nañ man boot bukki xaj loolu waaw li may wax daal mooy d'accord di ñaanal président Macky Sall wér ak wérle d'accord premier tour comme sama naataango bi sama xarit bi mu waxee waaw fekk ñoom ñëpp bu ñu ubbee seen kees duñu fekk dara d'accord li ci des mooy waaw maa ngi tallal loxo waaw mboolem kuy yeew ci 52 très bien nañu ñëw ñu liggéey actuellement kenn soxlu ko président Macky Sall moo soxla d'accord xiiro ak ngaayo war fi am xaju ci bu ñuy dem di xàccante nañu bàyyi ba loolu jot d'accord mais léegi kenn moo ko soxla léegi nag nañu ñëw tànnal naa leen loxo même ñi nga xam ne sax nee na du ma la jiite tànnal naa leen loxo parce que àdduna amul solo dëgg la fii dara jaru fi ñaaw ñu ñëpp ay mbokk lañ tout à fait ñun ñoo bokk absolument bu dara xewee balaa seen mbokk ñëw maa leen ci jiitu bu dara xewee ci man balaa maa ñëw donc nag àdduna macha allah nañu rafetal lépp li ci des mooy damay gërëm jeex bu néewee jeex voilà damay gërëm waaw foofu ngay daane leen sama kilifa samay kilifa waaw waaw li gërëm moom nga leen non Babel Pam acca mooy coordinateur Yeumbeul 52 d'accord ak Issa Diak très bien ak coordinatrice Dieynaba Ly jërëjëf jël naa niveau bi yëpp ak ngërëm bi yëpp teg na pour jigéen ñi jërëjëf sama secrétaire waaw comment dire Ndeye Maram waaw ak sama doom bi ma indi bi ma waxee kii bi mu ne ma man maa lay yóbbu Papa Aline Kébé Dia maa ngi koy ñaanal longue vie amiin yàlla ubbil ko xewel amiin yaa rabbi sama doom la jërëjëf sama xarit la dëgg la donc nit bu lay defal lu baax waaw da nga koy ñaanal mu yokk bien sûr parce que bu yokkee rek nga yokk day baax jërëjëf te bëgg naa aussi fii waaw
gannaaw tey. waaw kii moom sama xol la bu yàgg. waaw Mbaye Sène mais li ci des aussi. waaw kër gi. waaw bool naa ko ci sama itte. d'accord bool naa ko ci sama kër. très bien maa ngi leen di ñaanal looy def boo ñëwee fii rek ñu fa. maa ngi leen di ñaanal yàlla. très bien ci kanam. ci kanam amiin ci kanam amiin yaa rabbi. kii nag man tamit maa ngi koy ñaanal. soxna Koura am nga borom kër. da nga ko bëgg ñaareel yàlla la ko yàlla may. da nga ko bëgg ñaareel. déet man léegi passé naa foofu. ci télé nga nekk kon da nga ko bëgg ñetteel. passé naa foofu kon da nga ko bëgg ñetteel. bu ma booleeg àdduna. kon da nga ko bëgg ñetteel. déedéet kon da nga kaa bëgg ñetteel. kii dama koy ñaanal. d'accord parce que macha allah waxam am na yar am na teggin. parce que nit bu toogee rek. waaw ci nu muy waxee rek ngay xam ne ci lu mu doon. jërëjëf donc ñu ngi lay ñaanal yàlla tamit mu ngi fi de boo bëggee tamit mën naa la ko gëm sa bopp boo gëmee sa bopp rek. déedéet pas faama non pas faama xale yi daal laa ko bëgg may bu nekkee bëgg na ñetteel aw ba jee ngi fi abiso ngi fi kura ngi fi kii tamit jërëjëf kii tamit kii il faut ma ñaanal kii dama koy ñaanal dama koy ñaanal waaw très bien parce que am nga lu tax merci parce que lu muy wax dëgg la ci xam-xam la xam-lam la ko teg de te dina waxaat ne bu ñu def fekkaate fi déwén jërëjëf yàlla dina ko yokk ba mu yokk inchallah amin yaa rabbal alamin merci beaucoup monsieur Abou Tall ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax di remercier Barzak di remercier Mbaye Sène di remercier bu baax Koura Bokoum et mention spéciale à toute l'équipe de production mi nga xamante ne ñoom la ñu àndaloon ci liggéey bi di def jaajëf di ko defal tirer chapeau kooku mooy Fama Badji Badji joolaa bu mag bi ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax a baax a baax du ñu fàtte nag ministre des forces armées muy monsieur Augustin Tine waaw non forces armées moom xam nga Fama waxuma la forces armées rek Fama mooy garde à vous ñëpp ñu lay def Pape Ousmane Cissé ci xibaaru mbarax bi programme bi continue di wéy sur la magie de toutes les télévisions sénégalaises programme bi di gën a yaatu ndax màggal Touba man maa ngi nii suba ma takk dem ngir jox leen ay direct ndax dañoo indi ay appareil machine yu bees tax foo taxaw def direct jërëjëf Peter bonsoir et bon week-end portez-vous bien d'ici là merci. Allahu akbar alhamdulillah defoon nañu ko 2015 def ko 2016 dàbbali ko 2017 seen télévision DTV nara dellooti buum ca boy ba ci màggaluk Touba ak 2018 gi nawoon fa woon njëkk fa mujj fa ci dëkk bu sell bii di Touba nara mobiliser équipe bu am solo desk religieux bi rédaction bi techniciens yi caméraman yi son ak vidéo mobiliser wu ni ila Touba ngir ngeen dundu dëgg-dëgg màggal gi ay plateau spécial documentaire reportage ak décryptage ànd kook ay kàngam ay boromi xam-xam coonu murit DTV yëmu ca li ko tàmbale benn fan ba fukki fan ak juróom-ñaar safar saa yu 21h jotee da ngeen am plateau bu am solo lépp jëm ci njàngalem Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ñi koy seq ak ay boromi xam-xam lépp ngir waajal màggal gi DTV fàttewul diaspora sénégalaise bi fu ci waay mën a nekk àndal ak DTV ngir dund dëgg-dëggi màggal gi màggal Touba 2018 fii la ci seen télévision DTV. ak noo mënti toll. cancer buntu yëpp lay fëgg. cancer ween mbiru ñëpp la. suñ ko teelee saytu mën nañ cee wér def leen ni man seet leen seen yaram. dépistage bi mettiwul te di nga ci gis sa bopp. demal saytu sa yaram. cancer weñ jigéen ñi lay gën a dal mooy cancer bi gën a faat. lu ëpp 2 junni jigéen lay dal ci at mi fii ci Sénégal su ngeen teelee dem saytu seen yaram dinañ ko mën gaaw a faj. bon nag demal saytu sa yaram bàyyil xel sa yaram toppatoo sa bopp. kon boog daw leen faju ji. mettiwul radiographie kese la def leen ko.
ci saytu cancer ween mammographie daf cee am solo lool waaye ñu bari dañ cee mënagul jot. man du ma jël ay risques damay yóbbu sama soxna mu saytu yaramam ak parrainage octobre rose mun nañu muccal ay bakkan. nen fagaru te ñu ñëpp ànd xeex cancer bi.